jërë ngeen jëf mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 ñu ngi leen di dalal jàmm si seen émission waar wi comme ni ñu koy defee rek talaata gu jot su waxtu wi jotee ñu fas yéene ànd ak àdduna wërngal këpp rawatina nag opérateur économique ak ñi yëngatu ci wàllu mbay ak ñëpp ñi nga xam ne daanaka ñoo ngi ci fànn woowu pour ñoo waxtaanee ci lu am solo jëmale rek li nga xam moo ànd sek waa banque agricole ci liñ leen di gunge ci li jëm ci wàllu financement agricole beeg ak yeneen i xeeti financement yoo xam ni dinañ si xuusandi si lu yaatu ci li nga xam ne moo di taxawaay banque agricole si secteur économique bi ak en même temps secteur de l' agriculture yooyu yëpp mu doon yoo xam ne incha allah danañ ko saytu bu baax a baax xool tamit seen taxawaay ci biir sa réew mi ak tamit nu ñu maanaam lawalee seen i bànqaas fépp yooyu yëpp tamit danañ ko xoolaat ci seen taxawaay tamit ci gunge ñi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu daal bëgg suqali seen i réew te taxaw tembe pour tamit lii di banque agricole gunge leen boo tax nit rek tey dinañ daloo ñaari gan ñu jukkee nag ci maanaam zone yi ñuy wax zone maanaam zone centre ak zone nord ñooñu nag daanaka ñooñee ñoo teew ñi nga xam ne nag ñoo jiite bërëb yooyee di El Hadj Abdoul Aziz Sarr bi nga xam ne nag mooy superviseur commercial bu zone centre bi ñoo ngi koy dalal ñoo ngi leen nuyu sëñ Abdoul Aziz Sarr. jërëjëf merci El Hadj Moussa Thiam. waaw maa ngi lay fay. di nuyu bépp Sénégal di commencé nuyu bi ci waa Sud FM di nuyu aussi ak jaajëfal suñu direction générale commencé ci directeur général bi. ak tout son staff. yi nga xamante ne am na qualité si ñun ba mu tax ñu teew fii tey. pour waxtaane banque bi. ak li banque bi di def. très bien suñu ñaareelu gan bokk na ci ki nga xam ne moo di sëñ Massayer Diop moom nag mooy superviseur maanaam ndaw li yor foofee ci zone nord bi maanaam tukkee Ndar ba Matam du noonu la. jërëjëf sëñ Moussa ñoo ngi lay nuyu. di nuyu say auditeur ak say auditrices. di nuyu sama naataango. El Hadj Abdoul Aziz Sarr di kontaan lool ci invitation bi. nga xamante ne defal nañ ñu ko tey. bu ñu mën a permettre ñu wax ak Sénégal yëpp ci li nga xamante ne banque bi moom la liggéey ci au niveau de nos différentes zones muy zone nord ak zone centre jërëjëf. jërëjëf ci ñooñu nga xam ne mbokk yi kon ñi ñooy suñu gante nag suñu ñëwee ci fàttali rek ci li nga xam ne moo di banque agricole la banque agricole taxawaayam lan la mën nga ñu fàttali ci fàttali rek suñu moo gën a gàttee ay ca sëñ Sarr. jërëjëf El Hadj Moussa. alors banque agricole. bu ñuy fàttali taxawaayam. dañuy démarrer ci njëlbeen ba ca création ba. dañuy fàttali ni banque agricole 2019 juillet 2019 la mbubboo turu la banque agricole. mais ca njëlbeen 1984 lañ ko créé mu sàllani ko nag tur bu ñuy waxe CNCAS la caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. loolu mooy njëlbeenu banque bi tey ñuy xuus. ba nekk ci plus de 40 agences. ba tur bi soppeeku mu doon la banque agricole. voilà kon jàpp nañ ni daal ci fànn woowu yaa ngi naan maanaam lawtaan bi mu lawtaan nag tax na boo ngeen soppi tur wa waaye boo ñu doon présenté tey ndaxte yéen a ngi wax ci zone nord bi ak zone centre bi soo ñu doon présenté tey zone maanaam centre ban zone la. alors zone centre mooy zone bi nga xamante ni buñ koy méngale tur bi sax. mooy zone bi nga xamante ne dafa xaw nekk ci diggu dëkk bi. ci diggu Sénégal. maanaam zone centre dafa ëmb. ñeenti région région de Fatick. région de Kaffrine région de Diourbel ak région de Kaolack. ci biir ñeenti région yooyu. zone centre daf si am juróom-ñaari agence. voilà répartie entre Fatick. Diourbel Touba ñaar ci Kaolack benn ci Kaffrine. ak bi mujj bi nga xamante ni moo bés. ba ni soppi tur bi mooy 15 juillet 2019. la banque agricole. lañ ko àndal créé waale dernière agence zone. zone centre. mu nekk Koungheul. voilà mais ku wax zone centre suñ ñëwaatee ci zone centre nañ si ñëwaat léegi waaye zone bi nga xam nag moo di zone nord tamit bokk na ci fi nga xam da ngeen fay yëngu suñ doon xool Massayer suñu ko doon expliquer maanaam loolu lan la ëmb. sëñ Moussa bu ne zone nord xel yi day njëkk a dem ci la vallée du fleuve Sénégal. mu nekk ci ñaari région muy région de Matam ak région de Saint-Louis. ñi nga xamante ne xam nañ bët gànnaar réew mi. waaw
dañ naan leen zone nord mooy commencé ci village bu naan Paal. Paal waaw. booy dugg Saint-Louis booy dugg Ndar. dem ba village bu naan Semme. Semme nga génn ko teg ci Bakel. waaw. ci zone nord boobu nag ñu am fi 8 agences. 8 agences. ñaari agences yi ñoo ngi nekk ci département de Saint-Louis. yeneen ñaari agence nekk ci département de Dagana. yeneen ñaari agence yi nekk ci département de Podor koo xam Podor benn bi moo ngi Ndioum. bi ci des moo ngi Pété. yeneen ñaari agence yi nekk ci Matam région de Matam. benn bi nekk ci Matam commune bi ci nekk ci commune Ourossogui. mais ñoo ngi waaj également pour gën a jege suñuy clients. ubbi fii nii ay du ma ne fan yu réew. mais en tout cas ay. ci ay bés. ñoo ngi bëgg a xalaat ubbi beneen agence au niveau de Kanel. pour gën a jege suñuy clients. mais proximité bi daal da ngeen ko privilégié ndaxte bokk na ci seen taxawaay. waaw lu am solo la xam nga ñun nous sommes une banque de développement maanaam banque boo xam dafa ñëw pour suqali. ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci réew mi. banque buy suqali nag surtout ngay liggéey ak ñu ci bëri ñoo xamante ne ay baykat lañ. li gën a am solo mooy nga mën a fexe ba li naan accessibilité. maanaam koo xamante ne soxla na banque bi. mu mën a xam fan lay jaar mu gën koo jege. moo tax tey boo xoolee ñu ngi koy wax léegi fu mel ne Pété. waaw xam nga Pété ñi nga xamul mooy à 80 kilomètres de Ndioum. am nga fay mbokk. donc boo demee foofu. da ngay gis ne amul beneen banque boo xamante ne nekk na fa. les gens même am na ñoo xam ne sax dañuy poser la question mais banque lan lay wut si fii. dëgg la. mais li ñu fay wuti mooy. foo xamante ne clients yi dañ fay jege. parce que boo déggee Pété da ngay xalaat île Amorphile. île Amorphile bi waaw. île Amorphile li ñu bay ci ceeb dafa am solo. dëgg la te ñun zone nord bi li gën a am solo ci ñun. te bayum ceeb da cee bokk. bayum ceeb bi. donc dem ba toog foo xamante ne da nga jege say client nga xamante ne déplacement yi naan def di jóge lu mel ne zone yooyu. ay Mbumba ay Mbolo Birane. war faa jógee ñëw ba Ndioum. def ay 80 kilomètres kooku day xaw a metti. dëgg la kon pour yombal la leen ko moo tax ñu ne xaaral ñu ñëw. ñëw ci seen wet. ubbi fa benn agence muy agence bu nekk foofu. mais c'est le même cas ci zone centre bi parce que foofu tamit gis nañ ni li jëm ci wàllu yeneen i xeet yi maanaam yëngatu sur le plan économique développé na fa rawatina nag li jëm ci wàllu mbay mi waaye tamit ci yeneen i fànn. absolument El Hadj Moussa. zone centre li koy particulariser li tax ñu gën ko xam. mbayum gerte la. mbayum gerte gi. voilà mbayum gerte moo tënk mooy dénominateur commun bu ñu ko doon wax ci tubaab. maanaam mooy li nga xamante ni moom la ñëpp bokk. ci zone centre bi. mooy mbayum gerte. même si mbayum gerte rek nekku fa. te loolu dinañ ko ñëw xuus ci émission yi bi. incha allah pour jox ci explication yu baax. mooy lan lañu ñun def ba tey bu ñuy wax zone centre dootuñu wax gerte rek. defe naa ni. suñu banque agricole def na ci lu bare. te loolu incha allah xam naa ni ci biir waxtaan bi dinañ si mën a ñëw pour jox leen explication. d'accord sur le même lancé mën nga ñu expliquer financement chaîne de valeur yi foofu ndaxte nag ci production bi bu ci commercialisation bu ci transformation bi. merci beaucoup financement chaîne de valeur yi. xam nga dañuy wax chaîne de valeur tey wax ji bare na trop. waaw mais ñun bañ ko sàllar ni ko dafa yàgg. mooy liggéey boo xamante ni. ci wolof buñ koy wolofal chaîne de valeur. mooy gunge ñi nekk ci secteur agricole. ci njëlbeen. ba ca cappaandaw ga loolu mooy financement chaîne de valeur c'est-à-dire ci lépp lu jëm ci bay. maanaam ci spéculation ci gàncax bépp. muy gerte. muy maïs. muy li ci amee ni gën a bëgg dugub. lépp boo ko jëlee. début ba fin. waaw banque bi daf ci taxaw. dëgg la. alors dafa bare nag dafa nekk ñeent ba juróomi pàcc. ndax booy wax bay rek ñi ñuy gën a gis mooy baykat bi xëy di dem ci tool yi. waaw ñun ñooñu. ñooy suñu ay premier partenaire. mais jàppalewul leen ci loolu rek. dañu commencé ci semence. waaw semence bi. liggéey semence. jaar ci production mooy baykat bi ni àndal. di ko jox financement pour mu mën a liggéey. jàppale ko ci équipement matériel. waaw agricole am na solo. lourd comme léger. maanaam ay bayu maanaam dabaak yooyu yëpp daanaam da ngeen bëgg ñu soppali xeetu bayin bi fa am. waaw loolu benn la si. mais loolu dafa mënul ñàkk. waaw mënul ñàkk parce que am na superficie yoo xam ne boo ko yoree. am sa semoir sa kër. wala sa usine. dadul mën a ñàkk. ci sa liggéey. donc ñun dañu jël en compte ñëpp moo tax ma ne la chaîne de valeur. waaw dafa bari ñu koy wax mais ne ci
ne ci chaîne yëpp tamit. ñi ko dafa am solo te ñi ko mën wax tamit barewul ñun nag on est très à l'aise pour tey. mën ko wax ndax na ñuy jàppalee kay soxla matériel agricole tracteur. waaw noonu la ñuy jàppalee ka soxla semoir ak usine sa këram am 1 hectare wala 2 hectares boo xamante ni ba 5. boo xamante ni chaque année da koy reprendre. suñu ambition. ñu nekk di ko doxal. te chaque jour ñu ci def jéego. mooy ak soppeeku climat bi am. xam naa tamit ci wax dinañ fi kii. dëgg la parce que li am tey ci bayu nawet. li gën a am solo mooy pluie utile la ñuy wax. pluie utile mooy taw bi nga xamante ni mooy permettre nit ki mën a ji. dëgg la. la amoon dafa won ni ndax ñeent ba fukki pluie utile dafa daawoon am. dëgg la léegi ñu ngi wax benn ba ñaar kër gu nekk boo amul semoir boo moytul bu la taw bu am solo bi rëccee rek boo moytul sa nawet sooxe. loolu moo tax xeebuñu besoin ku nekk génnewuñu kenn ci suñu liggéey. muy semoir beeg usine ku ko soxla benn. ñun ñu ngi ci. te loolu mooy suñu ambition. On a réussi à le faire avec des réseaux yoo xamante ni aujourd'hui quasiment. membre boo ci tudd am na usine. ak semoir wala am na benn usine wala am na semoir di waajal beneen ba pour mottali nga xamante ni day autonome. par rapport ak son démarrage agricole. waaw mais loolu ci jàppandal na lay demee yéen da ngeen di ñooñu ubbil nga leen pour ñu mën a ngeen accessible moon leen ni yéen boo leen soxlaa mën ngeen ñëw te nii ngeen di jaar ak nii ngeen di jaar ba ñu mën a jotee ci loolee nga xam ne la ñuy dimbalikoo la pour mën a def seen liggéey am déet. très ouvert tey dañu kontaan. ci ñëw ci émission bu mel ni te xam nañu ni. suñu mbokk yi nekk. waxuma la zone nord ak zone centre. mais sunu mbokk yi nekk ci Sénégal fépp. ñu ngi ñuy déglu. te xam nañu bu baax la ñuy wax. mooy accessibilité bi ngay wax. dafa am solo ci liggéey bi ñuy def parce que au-delà de l'activité bancaire ñu dana am mission. oui mission boobu dañ koy matal ba mu mat sëkk. ak professionnalisme ba sa war. moo tax xeebu ñu soxla kenn. très accessible loolu la Massaer di wax léegi. pete ku fa ubbi agence. waaw accessibilité moo tax. absolument Koungheul. ku fa ubbi agence. accessibilité moo gën a tax Koungheul ñoo fa jiitu. Kaffrine ñoo fa jiitu ci agence. donc booy xool ci dëkk bi. tey fépp fu banque am. la première banque quasiment la banque agricole moo njëkk teew. ba wujjëm après di ñëw. donc loolu mooy taxaw ci soxla ñi nga xamante ni. am nañu doole. wala néew nañu doole pour accessibilité bi gën leen yomb. tey dina ñëw ci perspective yi incha allah. mais la mu ni Massaer wax ci perspective yi ñu am ci zone nord. moom la ñu am zone centre. moom la ñu am dans toutes les zones qui composent la banque agricole. mais justement ci zone nord bi am na solo ndaxte tamit foofee ñoo ngi mbayub dugub bi ak yeneen i xeeti mbay yi nga xam ne ñoo ngi ko fay amal ña ko fay amal di opérateur économique est-ce que yéen a ngi leen di gunge nu mu waree est-ce que tamit montage financier yi nga xam ne ni ñu koy defee yooyu yëpp di nga leen ci gunge ci chaîne de valeur boobu ngeen di wax. sëñ Moussa bu ñuy wax zone nord. dañuy njëkk a xalaat li nga xamante ne mooy bayum noor ak bayum nawet. bu ne dugub ñoo ngi koy gën a gis. zone centre. waaw ñun li nga xamante ne chaîne de valeur yi nga xam ne moo gën a développé ci zone nord bi. mooy li naan ceeb. ceeb ak yooyu waaw. xam nga ceeb boobu day lu am solo. aujourd'hui au Sénégal riz de la vallée. surtout riz de la vallée. waaw ñoo ngi koy wax lu bari. mais tomate aussi. tomate bi day loo xamante ne lu am solo. loo xamante ne ba ci banque bi commencé di financer bëri na lool. oignon bi est-ce que. soble si. muy oignon bi ñoo ngi ciy dugal suñu loxo bu baax a baax a baax. li nga xamante ne également mooy pomme de terre. pomme de terre également dañ ciy dugal suñu loxo bu baax a baax. même maïs sax. maïs doux dañoo commencé di ko financer maanaam lépp loo xamante ne baykat bi. soxla na ko. foo xamante ne soxla na ci ndimbal. ñun suñuy porte day grandement ouverte. ndax li ñuy amal solo mooy dama koy citer tey jii nii am na ay zone yoo xamante ne ay Barobe Jakal ay Wasatake Torobe ay Mumba ay Abdallah c'est des villages yoo xamante ne mën naa ne dañu nekk sax ci frontière u Sénégal ça c'est vrai. donc ñooñu dafa baax parce que problème accessibilité bi nga xamante ne moom la El Hadj doon wax accessibilité mooy ka nga xamante ne peut-être bu daan dégg banque day yaakaar ne borom xaalis doo nga fay dem wala day yaakaar ne banque moom ca ville yi rek la ñun kooku moo ñu amal soxal maanaam ki nga xamante ne dafa toogoon
moo tax tey jii boo demee zone nord. gars yi bu nee banque bi rek. ñoom li ñuy xalaat mooy banque agricole. moo tax ñoom. soxlawuñu bu nee banque nga naan ban banque la. ñoom dañ ko dem ba du àgg sax ci banque agricole dañ naan banque bi. démb rek RTS. suñu naa maa ngi jégalu ci bi. voilà maa ngi seetaan benn élément. waaye bi muy expliquer li ñuy liggéey. danaan bañ demee ba ca banque ba. donc bi mu ne bañ demee ba ca banque ba. ku ko dégg koo xam ne nekkul ci zone nord bi wala mu nekk feneen da nga naan mais kii ban banque lay wax. mais ñun ñi nga xam dañ faa nekk bu nee banque rek. dañu xam ne banque agricole moo fa nekk moo nekk. kon benn banque bu moo fa. accessibilité également. du simplement la proximité. mais également yenn mécanisme yi nga xam ne moom ngay fexe. ba baykat bi nga xamante ne amul benn garantie. parce que dafa am une population une partie de la population boo xamante ne banque classique yi maanaam ñeneen ñiy financé dañ leen exclure parce que li ñuy wax Sénégal chaque fois dañ naan pourquoi duñ mën a accéder au comité au crédit parce que ab problème mu garantie la moo tax ñun aussi ñu teg ay mécanismes avec l'état du Sénégal également parce que aussi ñu gërëm état parce que aussi buñ tollee fii li ñu naan feccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca loxo ya état bi aussi suñ naataango la d'ailleurs mooy actionnaire majoritaire donc jàpp na bu baax banque bi ci banque bi donc garantie tey jii problème garantie du tax nit ki bañ a accéder au financement au niveau de la banque mais na ngeen di def boo kon actuellement bu nit ñooñu ngeen yombalal leen wala ñu xam ni déjà pour nii nga xam ne ñoo di nag yittewoon nañ ko mën nañoo ñëw rek sans garantie déjà ñun dañoo am ay plateforme de communication parce que ñun boo muy zone nord muy zone centre dañoo dem ba am ay partenaires par exemple zone nord am na benn partenaire boo xam ne moom moo jiite baykat yëpp nekk ci ceeb bi moom na Cerise moom moo jiite baykatu ceeb yëpp bu dee da nga dem ci tomate bi am na benn comité national de concertation sur la filière tomate industrielle nga xamante ne moom moo jiite ñiy baykatu tomate yëpp soo demee ci oignon bi am na benn comité bu ñu fa teg bu naan IPOS donc ñooñu banque bi dafa bokk presque ci membre yi ñun dañoo bokk ci ñoom di liggéey ak ñoom donc chaque fois réunion yi ñuy am ba suba rek waroon dañoo organiser benn réunion dafa mujj comme man damay ñëw fii man ne sama chef d'agence dama teewal ma donc chaque fois ñun ñoo ngi waxtaan ñoom dañoo jël banque bi defal ko seen bopp donc déjà de bouche à oreille te li ci gën a am solo mooy accessibilité au financement mooy jël koo xamante ne mësul yaakaar ne dana mën a am crédit ci banque nga di ko gunge ba toll foo xamante ne nii su ma la waxee benn exemple ne la am nañ jigéen joo xamante ne bañ koy gunge 50 000 lañ ko joxoon tey jii xam nga ñaata lañ koy jox financement ci commercialisation riz bi 1 milliard de francs CFA chaque année donc xam nga accessibilité au financement loolu am na solo waaw loolu am na solo de waaw suñu doon ñëw ci volume de financement bi par chaîne de valeur est-ce que mën ngeen ci jox tamit maanaam ay si dernière yi parce que ñu xam tamit xayma ko baax na ci loolu waaw su ma jëlee ci ceeb bi waaw allez-y si ceeb bi ñëwal ñaari campagne lañ ci financé zone nord muy hivernage ak compte saison compte saison chaque année rien que sur la production c'est 6 milliards de francs CFA que nous mettons rien que sur la production nga ñëw ci hivernage bi hivernage boo dee xool bu yeneen zones yi wala yeneen pàcc réew mi ñoom hivernage lañ gën a soxal mais ñun suñu zone yee boo dee xool compte saison lañ gën a soxal ndax ndox mi day ñëw à tout moment donc bu dee hivernage bi 3 milliards de francs CFA lañ ci dugal en moyenne donc boo jëlee hivernage ak compte saison rien que sur la production c'est combien c'est 9 milliards de francs CFA 9 milliards mais yemuñu foofu parce que wax na léegi chaîne de valeur chaîne de valeur mooy boo paree ci production bi ki nga xamante ne dafa bay ba pare ba am production ni muy jaayee mais il faut kon nga attaquer beneen maillon bi chaîne de valeur bi muy leen commercialisation bi moo tax ñun aussi ci commercialisation bi ñu dugal ci 6 milliards de francs CFA chaque année pour mën a permettre baykat bi nga xamante ne bu bayee li mu bay mu mën koo jaay du ko sànni parce que ku mënta commercialiser ku mënta jaay da ngay sànni yóbbu ko feneen mais on en voit parce que sëñ Abdou Aziz Sarr parce que léeg-léeg nga dégg yenn zone ñu ne dañuy bay ba fu mu ne nii sax sur production bi xamante nuñ koy def ak yooyu yëpp donc yooyu yëpp est-ce que contrairement ak loolu nga xam ne am na di nga leen gunge ci li nga xam ne mooy ci fànn woowu surtout nag boo ñëwaatee ci cumul boobu mu doon wax ci wàllu financement yi jërëjëf El Hadj Moussa ci cumulu financement yi dañ ci ñëw mais li Massaer doon wax ci proximité bi ak exemple bi mu joxe. xam nga lan lay firndeel dañu nekk di def lu kenn dul def ndax keneen mënu ko. ma bantu ko. waaw dañu nekk di def lu kenn dul def. lu tax parce que kenn mënu ko. dañu nekk di financer production agricole. xam nga chaîne de valeur. waaw mënoo ni da ngay financer chaîne de valeur te
te doo financer production agricole. production agricole mooy li gën a jafe ci liggéeyu banque ci man li ma xam ci banque Sénégal. maanaam boo dajalee banque mooy financer. baykat bi mu dem li waykat bi way gëm yàlla. gas jël doomam suul. toog di xaar mu taw. waaw wala mu dugal irrigation. pour mu ñor pour mu soog a ñëw mu fay la. waaw c'est très aléatoire. ci wolof nag xaw ma nun koy tekkee. waaye dafa xaw a dafa bari risque daal maanaam waaw. loolu moo tax yàlla rek ay tax. loolu moo tax kenn newu si. ñun ñu ngi ci. moom la leex financement production. loolu ñuy def nag dafa am lu tax. mooy li nga xamante ni moo nekk ci sunu tur la banque agricole. experte et ouverte. L'expertise parle aujourd'hui moo tax ci li ñuy financé ci agriculture. li ñu ciy def mën a départ ba fin. maanaam xarañ moo ko tax. mais mooy tax chiffres yi mu jox la ko. ma ñëw ci chiffres yi ma lay jox ci zone centre. waaw ci production agricole ndax moom ci bayu irrigation la. waaw ñun ci bayu nawet. bayu taw. zone centre rien que ci production romb na 3 milliards. ci programme semence près de 8 milliards. programme commercialisation près de 7 milliards. et loolu joxuñu ko kenn koo xamante ni daf ñu indil ay immeuble dañ ko jox ay baykat ak ñoo xamante ni dañu départ ak ñun. ci 50 000 500 000. ba yegg 100 millions ak 1 milliard. donc ñooñu loolu mooy moo tax ma ne la expert ak gunge bi ñuy wax proximité bi wax na la ni la. proximité. du ñëw rek fa nit ki nekk. maanaam c'est un tout. lépp la accompagnement bi départ ba fin. mais justement na ngeen di sécurisation crédit boobu na ngeen di def parce que aussi loolu lu am solo la nit ki tamit doo ko jox crédit boo pare seetaan ko. waaw dañ ciy ñëw. dañuy ñeme sax nag wax ko. waaw dañuy ñeme sax wax ko pour xëy na ñeneen sax bu ñu ñëw fekk si ñu. waaye nag lay jafe mooy li ma la wax ci li nekk ci tur bi. l'expertise. waaw alors sécurisation crédit boobu. dafa nekk loo xamante ni 84 laa la wax. waaw ba léegi ñu ngi def financement production ñu ngi def financement mbay ci lépp. suñu ay statistiques de remboursement tamit mën nañ ko wax c'est-à-dire dañuy jox nit ki financement. gunge ko ànd ak moom début ba fin tey nii mënuma def émission bi te sargaluma tamit samay collègues yi nga xamante ni ñu ngi ci banque bi. tey bu ma neexoon man ni ñu ngi ca waar wa. mais est-ce que yaa ngi leen di sargal mais aussi tamit mbaa doo leen jox gars yi financement ba pare di leen topp di leen sonal. non mënul ñàkk. xam nga financement koo bëgg. boo ko joxee crédit. da nga koy taxaw pour mu fay la. xam nga lu tax looloo yokkuteem. bu la fayee déwén bu ñëwee. bu taxawee nga lebalaat ko bu amee programme bu gën a rëy. nga gunge ko si. mais koo bëggul ngay jox financement ba pare toog di ko xool. ba ndog fekk ka si mu taxaw dootul amati liggéey. donc taxawu bi. mënu ci ñàkk. bëgg leen moo tax tamit dañ leen di gunge. départ ba fin boole leen ak ay nit ma ñëw ci sa question li ngay wax ci contractualisation. mooy nan la ñuy def sécurisation crédit c'est un tout. bu ma waxee ci contractualisation ba pare dinaa jox Massaer mu wax ci tierce détention. donc dafa bare yu dugalante. ñun dañuy ànd ak baykat bi jox ko financement. ànd ak moom ci nawet bi. wala ci toolu ceeb bi ba mu ñoral. ñu ànd ak moom ci commercialisation bi. ña nga xamante ni seen doole may na leen ñu jënd bu bare. ñu jàppale leen boole nit ñi ba nga xamante ni ka yore 10 saagam 15 saagam 30 saagam. dina am fu mu ko jaayee. mu nekk teew. loo xamante ni day ñëw dugg ci bor bi mu fay borom. kon da nga leen di gunge pour ñu am ab koppar pour mën a fay. jaay bi dañ leen si gunge. waaw loolu am solo. jaay bi dañ leen si gunge dañ leen di gunge ci gerte bi. waaw dañ leen di gunge ci maïs bi. dañ leen di gunge ci dugub bi. tey nii am nañu ay réseau dans la zone centre. yoo xamante ni ba ñu bayee seen dugub ba pare. dañ leen booleeg fan ko jaayee. waaw ñu dugal ko ci bor bi ñu dugal ko ci seen code. fay seen bor jël seen desitu xaalis dem. lu am solo la. kay transformé. mise en relation. mooy des partenaires avec des partenaires. partenaires yooyu tamit.
ña ca soxla gunge ñu gunge leen. ba dugub bi ma lay wax. ñu transformé ko cere ba mu nekk njëriñu caameen yi. donc loolu yëpp dañ cee doxal ba mu mat. ceeb bi tamit même chose. la ci Massayer mën a wax. dama ko koy bàyyil kàddu mu dem ci caisse de détention. mais caisse de détention soo ko doon expliquer pour ñu comprendre que ñoom ñi nga xam ne mooy opérateur économique yooyu ci fànn woowu ak nan lay tëree nan lañ koy tëralee. waaw d'abord man may dugg caisse de détention bi dafa am loo xamante ne économiste dañ koy wax. waaw maanaam il faut vendre avant de produire. waaw maanaam yow bala ngay ku ko déggul da nga ne man nan laay vendre. waaw te man produire gu ma. mooy que ne il faut trouver d'abord le marché. Il faut trouver un acquéreur koo xamante ne yow li ngay bay dana ko jënd parce que ça ne sert à rien. man may bay ba pare te duma am kan moo ko jënd. looloo tax ñu mettre en place ce système de contractualisation. système boobu ni mu existé en zone centre noonu la existé également en zone nord. parce que boo xoolee ci production bi jël naa léegi exemple riz da ngay gis ne financé nañ production. mais bu ñu financé production li nga xam ne mooy génn ci tool yi. loolu du moom la Sénégalais yi di lekk. loolu moom lañ naan riz paddy. waaw ñi nga xamante ne xamuñu lan moo riz paddy mooy riz bi nga xamante ne kenn décortiqué gu ko. pour nekk riz blanc. mais paddy boobu il faut nga am koo xamante ne moom moo koy jënd. moo tax léegi Sénégal gis nga riz vallée bi percé bi mu commencé de la vallée. percé bi muy def. dëgg la moo tax y a pas mal d'agro-industriels ñi nga xam ne ñoom dañuy ñëw installer seeni usines. au niveau de la zone nord. mais ñooñu aussi bu ñu amul xaalis. mais mënuñoo jënd ceeb bi nga xamante ne moo nekk ci producteurs yi. te loolu mooy indi lamb. lamb bi mooy tax gars yi di brader la production. moo tax aussi ñu mettre ce système de contractualisation. entre le producteur et ki nga xam ne moom moo koy jënd. mooy le transformateur. mooy képp koo xamante ne yow signé woo un contrat. ak ki nga xamante ne yow yaa ngi bay signé woo contrat ki jënd ceeb. ñun duñ la financer. parce que bëgguñu aussi nga jënd nga bay ba pare yow doo am ku la ko jaay. loolu mooy système contractualisation bi. mais ki nga xamante ne aussi ceeb bi jóge na ci producteur bi. dem ci nga xam ne moom mooy koy transformer mais kooku aussi dafa am ay risques yoo xam ne moo nekk ci moom. risque bi nekk ci moom nag moo tax ñu indi beneen modèle. beneen mécanisme de financement ñu koy wax la caisse de détention. c'est quoi la caisse de détention. mooy man ceeb bi nga xam comme man maa lay jox. wax naa léegi ci commercialisation bi 6 milliards lañ ci dugal. man maa lay jox nga dem jëndi ceeb. ceeb boobu samay remboursement la nga téye ko. mais fii fa yow ma ceeb boobu maa ko moom. comme ceeb boobu maa ko moom damay jëli beneen entreprise bu naan une société caisse détentrice. kooku moom mooy nekk bëtu banque bi. moom mooy toog ci stock bi di gardeel banque bi. ne ko stock bii nga teg fii nga financé. fii joxoo ma ci autorisation. stock bi du fi judd. bu dee dafa am bu dee nag agro industriel bi nga xam ne moom lañ financé. mu transformer ceeb bi en riz blanc. su amee commerçant boo xamante ne dafa bëgg a jënd. moom commerçant bi day jël xaalis bi dugal ko directement ci compte am. compte agro-industriel bi. compte bi nga xamante ne moo nekk man ci sama banque. man su ma gisee ne li nga xamante ne moom la bëgg a jël njëg gi mu ngi ci compte bi. man damay woo ki nga xam ne moom mooy la caisse détentrice. entreprise boobu nga xam ne mooy nekk samay bët. dama naan ko kii kat dugal na nangam ci xaalis. libéral ma ko nangam. xam nga luy tax. détournement d'objectif mënu fa am. parce que kooku comme man banque bi mënu ma faa toog à tout moment. mais am naa benn partenaire boo xam ne moom moo fay toog. nekk samay bët nekk samay tànk. 1 kilogramme ceeb mënu faa génn. moo tax d'ailleurs système boobu bañ ko mettre en place. moo tax tey suñu taux de remboursement. di yomb toll na foo xamante ne nii damay bañ nit ñi copier ko moo tax bëgguma cee sori. d'accord mais c'est le même cas que récépissé d'entrepôt bi. beneen système la. xam nga leen naan boo yàggee ci teen. baag fekk la ca. ñun production dañ cee daj lu nekk. li ko El Hadj Aziz waxee léegi. ñun suñu particularité mooy dem fi gën a metti. waaw parce que nit ki aussi boo ko dee dimbali doo dem ci li nga gën a yomb. maanaam moyen bi nga xam ne moo gën a yomb nga taxaw fa naan maa ngi dimbali nit ki. da ngay dem fi nga xamante ne fa gën a metti fi naan mojjum xeer mi. foofu noonu nga nekk fa. dimbali leen. système de récépissé d'entrepôt mooy lan. dafa am ay période mën nañ koo jël ci ceeb bi mën nañu ko jël ci anacarde bi. dafa am période yoo xamante ne li naan des périodes de forte production. maanaam production bi day bëri lool. mais bu bëree da ngay dem ba ki nga xamante ne moom ceeb bi doo am kum jaay. avec la loi de l'offre et de la demande. da ngay dem ba mu yàgg prix day baissé wu. mais prix bi dana baissé wu de telle sorte que bu dee producteur bi da ko jaayee noonu day perte. dumping bi ak mbappat beeg yooyu. mbappat mi. mbappat moom nag yow nag wax nga ko. li nga xamante ne moom la système de récépissé d'entrepôt di xeex. mooy mbappat. mbappat bi mooy producteur bi nga xam ne au lieu muy mbappat. bu jotee
ceebam. dañ naan ko yóbbu ko ci benn stock. stock boobu bu fa demee. benn magasin bu fa yóbbu stock bi. dañ koy valoriser ak prix bi nga xam ne mooy prix bu baax bi. parce que ñun boo ñëwee ci ceeb bi. chaque fois prix bi dafa am benn prix consensuel bi ñuy fixé. léegi prix boobu moom la ñuy valoriser. ci magasin bi. su ko defee dañ lay jox benn récépissé. le tiers détenteur bi fa nekk. moo lay jox benn récépissé. récépissé boobu nag. ngay dem ci banque bi génne xaalis joxaat la. te gis nga foofu yow jaayoo sa production. da nga ko teg foofu rek garantie. mais banque bi joxaat na la xaalis. pour mën laa permettre d'ici 3 mois 4 mois 5 mois prix bi gën a yokk. mu ne la ok kon ñëwal jaay nga ñëw fay ma. jël ci sa marché. donc mbapat le système de caisse de temps. mais c'est le même cas que sëñ Abdou Aziz El Hadj Abdou Aziz. c'est le même cas xeex mbapat bi parce que lan lañ ko gën a nemmeeku ci gerte gi. voilà waaw bi enchaîner en même temps ci question bi parce que tamit est-ce que seen relation ak ci wàllu sécurisation crédit bi yëpp da ngeen am seen relation ak compagnie nationale d'assurance agricole bi. ok waaw merci beaucoup. alors mbapat bi. buñ si day ñëw ci gerte yaakaar naa ni ay at a ngi nii kenn déggatu ko. waaw la ko indi woon c'était une situation assez particulière. la koy saafara ñun ci la ñu nekk. mooy apporter une solution au financement de la commercialisation. loolu ci liy gën a saafara mbappat ci la nekk. loolu ñun ñii ci la ñu ne. moo tax ma jox la statistique de financement yi ñu def. leneen li am mooy aujourd'hui le degré de mooy tolluwaay wóolunte bi ñu nag sunu ay clients producteurs fa mu toll. tamit mën na jouer ci mbappat bi te jouer na si bu baax. ndax ña ñuy financer ak li Massaer di wax. mooy sunu ay performance de remboursement. xëy na duñ ko fi waxe mais la koy indi. mo kóolute boobu am. ak apport bi ñuy indi sur la commercialisation. ndax dooleel ñooñu tamit war nañu si mën a tamit wax. mooy opérateurs yi nga xamante ni tamit dañu yàgg ak ñun. mooy les grands opérateurs ñi nga xamante ni dañuy intervenir ci commercialisation di intervenir ci semence. na ñuy njukkale baykat bi. banque agricole la banque agricole noonu la leen di njukkale. parce que ànd bu rafet moo am. relation de confiance moo am. te loolu yëpp il faut comme li wala tubaab di wax il faut un tout pour faire un monde. loolu yëpp ñu boole relation yu baax yooyu yëpp ñu boole ànd ak ñoom. moo tax depuis des années boo xoolee mbapat déggatoo ko leneen tamit joué na si. mooy le prix de l'arachide. mooy njëgu gerte gi sur le plan international. loolu tamit bu yéegee. day tax tamit mbappat gën a wàññeeku. parce que lu ñëpp bëgg. defe naa ni. mais est-ce que di ngeen accompagner même boo exportation bi même bu nekkee sax des fois dañuy am problème dafa am benn pro diggante producteurs yi nga xam ni dañu naan non balaa ñoo génnee il faut ñu jaay temps au Sénégal ba pare ak yooyu yëpp est-ce que processus boobu di ngeen ci maanaam gunge ci ñi nga xam ne dañoo bëgg exporter. moo tax ma ni la. dañu nekk à l'aise tey ci émission bi pour parler de chaîne de valeur. amul la banque agricole amul kenn ku mu bàyyi. ci chaîne de valeur de spéculation Sénégal yëpp. exportateur yooyu ngay wax. sunu ay relation lañu bu ñu remplir la ñu war a remplir. au niveau de l'État. xaar ba ñu ubbi période d'exportation bi. noonu lañ leen di appuyer. ren on a appuyé des gens qui au bout de 2 mois ont remboursé leur crédit. sur l'export. ak beneen système nag de financement. parce que loolu encore je reviens sur l'expertise. dañu c'est-à-dire. lu ñu tëgg rek. boole nañ kaak système bu dëgër boo xamante ni. nan lañ koy gérer ba ci cëppaandaw ga ñëpp mën si gis seen bopp. pour mu bañ a naax saay xam nga loolu njëriñ bi mooy lan. mu bañ a naax saay parce que boo tëggee lu baaxul. def lu baaxul wala nga toog ni du ma fay. wala du ma fayeeku wala. suba di nga bëgg joxe mais doo am loo joxe. absolument loolu moo tax lu ñu tëgg rek. boole nañ ko ak système efficace boo xamante ni de remboursement boo xamante daf ñuy permettre déwén. bu ñu defoon 1 milliard. déwén dinañ def 2 milliards wala 2 milliards 5. mais justement est-ce que ci wàllu maanaam banque bi moo ngi liggéey tamit ci mise en relation parce que ñoo ngi ko doon wax sànq ci wàllu contractualisation bi ak dynamique de partenariat bi dans la banque parce que loolu tamit am na ci solo ci li ngeen di seen émission. lu am solo la. te loolu
dañ si dox. moo tax ma dellu si ci bassin arachidier aujourd'hui on ne parle plus de bassin arachidier. Oui. parce que dans la zone centre. dugub am na fi percée boo xamante ni. macha allah dugub dañ ko doon jaayee 100 francs le kilo. bu nawet daawoon wàcc. ren bu nawet wàccee 250. jëm kaw nga mën a jënd kilo dugub. waaw loolu waaw. donc loolu li koy indi mooy effort entre autres des structures étatiques mais l'effort aussi de la banque a joué dans la contractualisation a joué dans la mise en relation parce que bu ñëpp nekkee sunu ay clients boole leen day yomb loolu la ñu def ci dugub bi loolu la ñu def ci maïs bi maïs ni ma la wax nii prime noonu tamit la doon wàcce mais depuis des années 3 ans 4 ans ces prix là après hivernage dafa constant voilà. Est-ce que c'est le même cas ci zone nord bi ak la banque agricole ndax ti maa ngi relancer même kii bi moo di maanaam concept de contractualisation bi ak dynamique de partenariat bi dans la banque. waaw fi mu toll zone nord banque bi dafa am benn ancrage boo xamante ne nii. raar na tey partenaire. boo xamante ne bëgg na atteindre ses objectifs te jaaroo ci banque bi. moo tax ñun suñ partenaire bi gën a am solo tey jii nii. ci au niveau de la vallée mooy la SAED ñooñu aussi dañ leen di remercier bu baax. mais banque bi aussi en plus de ça dafa am yeneen projet yoo xamante ne dañuy ñëw di liggéey ci au niveau de la vallée. donc intérêt banque bi tax na. boo projet bu ñëw dañ naan la si tu veux atteindre tes objectifs ba yeboo nga jaar ci banque agricole. parce que aujourd'hui ñoom ñoo yor l'expertise. surtout sur l'accès au financement. parce que le nœud de la guerre maanaam li nga xamante ne mooy problème nit ñi mooy comment accéder au financement. et financement ñun banque dañ cee toll foo xam dañ ko démocratiser. maanaam il faut. képp koo xamante ne nekk na Sénégal xam nan fan la mën a jaar pour accéder au financement. moo tax ñu mettre en place ay mécanismes jouer ak le partenariat. parce que boo dee xool ci sécurisation crédit bi dañoo génne beneen modèle. beneen modèle boo xam ne dañ naan le modèle de BLP bon livraison et paiement. loolu aussi dafa bokk ci suñu expertise. lan lay tekki loolu. bon livraison et paiement mooy baykat bi boo ko dee financé. bu ko jox xaalis maanaam nga jël xaalis bi jox ko moom. parce que loolu day indi li naan détournement d'objectif. mbaa da ci takk ñetteel ak ñeenteel. mën na cee takk ñetteel bu dee ab njaayeen mën na cee takk saareen rek dañ nga xaaral mu ci benn. voilà léegi ndaw pour éviter cela moo tax ñu ne léegi. waaw nañ leen di jox ay bons pour livraison et paiement ñu koy wax des bons. baykat loolu lañ koy waxee. boo nee man damay jënd semence danaan la kan moo lay jaay semence nga ne diw. ñu jox la bon bi ne demal ca diw. mu jox la semence bi bu ko joxee semence ba pare ñun ki ko jaay moom la ñuy fay. donc ñun duñu fay ki nga producteur duñu ko jox xaalis muy ànd ak moom di def lu ko neex muy éviter tout ce qui est détournement d'objectif tey jii dañu dañoo indi mécanisme boo xamante ne financement ci banque bi presque au niveau de la zone nord génne xaalis amatul maanaam tout est sécurisé de la production jusqu'à la commercialisation te seulement du dañ ko def rek ci ceeb bi parce que aussi wax nañ ci lañ chiffre yi ñuy wax léegi chiffre ceeb bi la mais tomate bi xam nga tey jii da nga dem ci marché bi nga dégg tomate jeg bu jar. jeg bu jar Sokaas moo koy def. yenn saa yi nga dégg tomate Linguère. Linguère Agroline moo koy def. yenn saa yi nga dégg beneen tomate bu naan tomate Podor. boobu benn entreprise bu naan Takamul moo koy def. entreprise yooyu yëpp dans le cadre du partenariat. dañoo signer des contrats. non seulement avec le producteur mais avec la banque. nga xamante ne ñun ñi financé ci tomate bi. ñoom ñoo koy jënd. donc tout ce qui est tomate au Sénégal yu ci bëri ngay gis ne yu bëri. c'est parce que banque bi moo nekk derrière. di accepter di financer la production. pour Sénégalais yi mën cee jot. absolument oignon bi c'est la même chose. oignon bi li mu bëri fii lépp. surtout am na sama benn naataango bu nekk zone ouest. ñoom dañ ciy def lu bëri. ñun aussi zone nord au niveau de Podor. am nañ fa benn partenariat avec benn ONG américaine. moom na naan USAID Nafoore Wasaji. ñooñu aussi am na benn partenariat bu ñu fay def. bu ñu mën a permettre producteur. ñu accéder non seulement au financement. mais bu ñu paree aussi ñu mën a fexe ba oignon bi ñu koy mën a jaay très rapidement. absolument pour bradage oignon bi ngay gis nii. ñu naan mënuñoo jaay. loolu bu ñu demee ba mu sotti. loolu lépp dootoo ko dégg ci Sénégal. mais est-ce que mais naa ñëw ci question boobu am na solo trop mais ñu dégg leen suñu sponsor bi daal di continuer waxtaan bi. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole
lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi. La Banque Agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. voilà jërë ngeen jëf mbokk déglukat seen rajo Sud FM yéen a ngi seet bi une émission waar wi tey nag ñu ànd seeg suñu ñaari gan yi nga xam ne tey ñoo jógee ci la banque agricole bi nga xam ne nag daanaka seen liggéey gis ngeen ko seen taxawaay jëmale ko ci askan wi yëngatu ci wàllu mbay ak tamit ci ñeneen ñi nga xam daanaka ci yeneen secteur la ñuy yëngatu dinañ si ñëw ci kanam tuuti mu di nag El Hadj Abdou Aziz Sarr bi nga xam ni mooy zone centre bi dégg nga si lu mu expliqué ci li jëm ci wàllu nu ñuy gunge ak tamit chaîne de valeur bi yëpp nuñ koy accompagner ak tamit sëñ Massaïr Diop bi nga xam ni moo yor zone nord bi sama mbokk Foutanké yi kon ci zone boobee ci lañ cay def ci wàllu li nga xam ne moo di ceeb beeg ak i tamaate beeg ak ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllub li nga xam ne sax moo jëm ci wàllu oignon bi waaye tamit am na solo ci wàllu foofu ñu ngi ci doon teg si yu baaraam ndaxte nee nga da ngeen leen accompagner ci fond mais est-ce que li nga xam ne moo jëm ci wàllu tamit conditionnement bi foofu tamit maanaam luy denc xaalis la wala luy sécuriser xaalis la foofu est-ce que di ngeen fa gunge ñi nga xam ne ñoo di producteurs yi. waaw parce que xam nga léegi El Hadj Aziz mooy naan. waaw chaîne de valeur. da ngay commencer ci production bi. dem ba fu ñu koy lekk si tu veux. parce que aussi bu dee da ngay financer nga attaquer benn maillon rek. waaw beneen bi mën naa sooxe. te beneen bu sooxe. day am benn impact négatif. ci say remboursement. te banque aussi lu ñu ci manti wax. wax ji lu muy bëri. li ko gën a am solo mooy li ma génne duggaat na. donc lépp loo xam ne dañu mën a permettre lu ñu génne ñu duggaat. ñun dañ koy def. moo tax ci conditionnement boobu. déjà ci projet boobu ñu am ak USAID Nafoore Wassadji. am nañ benn agrégateur boo xamante ne moom dañ koo jël financer ko pour non seulement mu mën a jël soble bi mais moom moo koy conditionner assurer aussi la conservation mais en plus de ça dafa am des champions yoo xamante ne dañoo nekk aujourd'hui au niveau de la vallée du fleuve Sénégal mooy ñi nga xamante ne dañuy wax les agro-industriels agro business sénégalais waaw ñoo xamante ne ay sénégalais lañ ñoo xamante dañuy dem ci àll bi di ko dagg di fa bay soble di fa fay tomate di fa fay aussi pomme de terre su ma ne laa tey jii nii am nañ ay agro business yoo xamante ne chaque année ñu dañ leen jox lu mat kenn nit am na kenn nit koo xam ne du ma ko citer parce que am na yoo xamante ne li naan secret bancaire mais dañ ko jox chaque année 2 milliards de francs CFA pour mën koo permettre mu am benn chambre froide dem nañ ba financer ko benn chambre froide chambre froide boobu mooy permettre nga xamante ne bu bayee pomme de terre am bu bayee oignon du ko mën a brader du ko sànni du yàqu foofu la koy dugal ba heure bu ko neexee mu mën koo jaay donc en plus de la production et de la commercialisation conditionnement ak lépp ñun dañ ciy teg suñu mais c'est important parce que récemment maa ngi nekkoon nag filière mangue bi li nga xam ne nag ñoo ciy yëngatu mais tamit foofu tamit problème la tuuti ci accompagner leen parce que quand on parle de l'exportation donc ci filière mangue bi lu am solo la te lu muy dugal ci xaalis rek daanaka presque 13 milliards la par an donc loolu est-ce que yéen a ngi accompagner tamit filière boobu ah oui filière boobu ñu ngi koy accompagner zone yi mu gën a yi mu gën a soxal c'est surtout la zone sud oui xam naa ni incha allah di nga am occasion wu dajeek suñu naataango bu nekk foofu ñu koy nuyu au passage Oumar Touré dina ci mën a gën a xuus muy foofu muy aussi dans la zone ouest aussi vers Thiès Pout et autres c'est une filière très importante kii boo xamante ni peut-être sénégalais yi yéex nañu jël ko en compte trop ndax miin gis mango dëgg la waaw ak yaakaar ni mango période rek la war a doon bu passé na tey beneen approche la ñu nekk ci filière mango am approche boobu ñu am novatrice boobu ñun lañ leen ci siy gunge inchallah pour nan la ñuy fexe ba mango bi yàqu ci Sénégal gën a wàññeeku parce que fii rek la mango du yàqu c'est un des rares pays ci monde bi fi mango du yàqu boo demee Maroc fii boo xoolee ba mango yàqu boo moytul nit dina la mere donc loolu nit ñi tey gën nañ ci yeewu te am na ay champions yoo xam ne ñu ngi siy liggéey dans l'export li fi nekk mooy gën leen dooleel ñu gën a mën a ramasser la production individuelle pour mën ko
yóbbu fa nga xamante ni fa lañ ko mën a jaayee la Sénégal war a lekk la war a yàqu ñu rawale ko jaay ko à l'export. lu am solo mais suñu waxee ci wàllu élevage tamit bokk na ci li nga xam ne da ngeen ci yëngatu mais gis nañu ni tamit financement produit vert mais tamit accréditation ci maanaam fonds vert bi mais suñu doon expliquer léegi financement produit vert yi mu jëm ci wàllu solarisation forage ruraux yi ak pompe solaire yi c'est exactement la ndaxte ko wax bay wax tamit li jëm ci wàllu jumtukaay te loolu bokk na si jumtukaay ngeen di jëriñoo jëfandikoo. lu am solo nga wax. mbégte lañ ci am. ci accréditation bi la banque agricole am. au fonds vert climat. mu nekk lu bees. lu yees loo xamante ni jafe na nit am ko. dans le monde. dans le monde je dis pas au Sénégal dans le monde. donc dafa nekk loo xamante ni ay jéego. yu mag ngay def. nga justifier lu bare. ci sa taxawaay. justifier ci taxawaay bi nga am ci environnement. taxawaay bi nga am ci alam bi. taxawaay bi nga am ci sa doxalin. par rapport ak préservation alam bi. pour ñu soog la nangul loolu. loolu nangul nañu ko. ñu ciy féliciter toute l'équipe. en commençant par le directeur général. ba pare xam ni loolu tamit dafa am yeneen opportunité yu mu ubbi mais daf ñu fekk ci mbir. fekk ñu ci vision ak ambition bi ñu am. loolu moo tax lii tamit mu mën nekkoon suñu mébét. yàlla def mu sotti. suñu mébét bi mooy lan baykat ba ñu am di ko financer. am na yeneen soxla yoo xamante ni peut-être dépassé na sax liggéey bi muy liggéey ci liggéey bi muy liggéey maanaam ci bay. loolu dafa nekk suñu préoccupation. ñu nekk di ci baywaar. mooy nan la ñuy def ba baykat ba nga xamante ni courant yeggul ca village am. ñu gunge ko ba mu am ay panneaux solaires. mën a am lampe guddi. éclairage. am télé lampe guddi ay doomam mën a jàng. dem ba am aussi congélateur boo xamante ni. parce que congélateur solaire. outil de travail la. ci yenn zones yi donc loolu yëpp ñu ngi ci au-delà de ça. ñu ngi ci financement. même dans l'hydraulique rural avec les pompes solaires avec maintenant nu mu tuddati certaines structures yoo xamante ni dañu gagner des marchés de l'État et aujourd'hui ñoom la yàlla teg seen loxo ñu war a gérer l'hydraulique rural ñooñu ñu ngi leen di jàppale et c'est des structures très ambitieuses yoo xamante ni seen ambition mooy solariser tous les forages qu'ils disposent. Et c'est des centaines. Mais c'est pour éviter li nga xam ne moo di coupure yi ñu mën a am autonomie ci wàllu ndox yi. surtout. mais xam nga loolu dafa ànd ak. accréditation fonds vert climat bi. c'est-à-dire aujourd'hui lu nit doon def. ci yàqum énergie. boo xoolee li xew ci monde bi ces 2 dernières années. war na delloo ci sa xel. absolument. delloo ci xel boobu nag du nekk looy wax rek. da nga ko war di jëfe. ñun nag ci loolu lañ nekk. loolu moo tax ak jumtuwaay bii ñu am. képp koo xamante ni am nga ambition walla am nga idée. ci liggéey loo xamante ni day dem ci préservation de l'environnement. on est très ouvert. à vous ñu ubbeeku nañu. pour gunge la. ci loolu ba sa ay mbir sotti. très bien voilà. Est-ce que c'est le même cas ci sëñ Momar ci Massar maa ngi jégalu. Massar ci fànn woo ndaxte nag c'est vrai que élevage bi donc am na solo lool. ci zone nord bi aussi bien que tamit ci zone centre bi. effectivement pour compléter juste rek li nga xamante ne moom la El Hadj wax El Hadj Aziz. ci mbirum fond vert bi. li naan énergie propre. parce que boo xoolee ñun au niveau de la zone nord yow yaa ngi naan Fouta nga dëkk. xam nga ne waa Fouta ñu ci bëri ay station de pompage la ñu yor. station de pompage moo leen mën a permettre. même bu tawul. ñoom ñu mën a bay. mais bu ñu xoolee station de pompage yooyu bu ñu xoolee la charge énergétique maanaam li nga xam ne moom la ñuy fay ci courant Senelec. c'est 35%. maanaam li nga xamante ne moom la ñu war a dugal. pour mën a bay. li ñu fay Senelec bu ñu xoolee c'est 35%. xam nga loolu day loo xamante ne day charge lourde maanaam lu diis lay nekk ci baykat bi. waaw dëgg la. état bi def na ci effort. parce que dégg nga ñu naan prime fixe état bi annulé na ko. loolu aussi pour yombalal baykat bi mais ñun pour ñu gën leen ko yombalal. mooy dañoo bëgg a mettre en place ce qu'on appelle l'hybridation
des stations de pompage te commencé nañ. maanaam mooy. hybridation mooy nga mën a fonctionner ak courant Senelec. mais également nga mën a fonctionner avec des panneaux solaires. moo tax tey jii boo ñëwoon ci vallée bi. bu fa àndoon damay ànd ak yow ci benn casier bu naan le casier de Bundu barrage. ñoom commencé nañ projet bi ba panneau yëpp moo ngi fa donc li ñuy wax nii du loo xamante ne ay allusion maanaam dañuy toog di ko xalaat. lu concret la ñuy wax. moo ngi sur place. ñoom moo ngi sur place commencé nañ ko te loolu ñoom lan moo tax ñu am ko. ñun bu ñu leen di financé dañ leen di financé li naan le coût hydraulique. maanaam li nga xam ne mooy tax ñu mën a. amortir les stations de pompage pour pompe bi éventuellement bu amee problème ñu mën koo échanger ci producteurs yooyu dañoo dem di ci dajale ci préfinancement boobu ñu leen def dajale na ci tey ba am ci 600 millions de francs CFA xam nga tey ji bu ne la ay mbootaayu baykat rek ñoo mën a dem banque bi di leen gunge ñu mën a épargner ba am 600 millions de francs CFA moo tax bi ñu demee ba soxla loolu dana ñoom sax duñ jël crédit banque danaan ci suñ fonds boobu li naan le DAT nga xam ne banque moo ñu jàppale bañ toll foofu dañ ciy jël 272 millions. pour mettre en place ce système de solarisation. donc déjà loolu léegi mu pare. en plus de ça parce que comme ni ñu wax dañoo nekk ci deux maillons. production ak commercialisation. kii commercialisé surtout ci ceeb bi mooy l' agro industriel. mais agro industriel bi aussi machine bi lan moo koy doxal. courant Senelec moo koy doxal. courant Senelec bi aussi des fois. ñoom li ñu wax. mooy que ne day peser lourd ci seen exploitation léegi nag ñu ne ñoom aussi am na charge yu bëri yoo xam ne dañ koy def am na beneen projet boo xamante ne ñoo ngi liggéey ak ñoom pour mën leen a dimbali tout ce qui est énergie ñu mën a fexe ba mu nekk une énergie propre parce que aussi Sénégal mënuñoo nekk surtout Afrique pays yoo xamante ne maanaam naaj bi yenn saa dañuy sonal lool man boo demee ñàmbur sauf dëkk ba ma dëkk mais naaj bi dañoo sonal lool ñu mën koo bàyyi te duñ ci jariñoo au moins au toit bi da ci jariñoo donc loolu moo tax ñun banque bi xam ko te accréditation moom la El Hadj wax léegi muy lu am solo te bëriwul nag ñu ko am Sénégal il faut également le souligner loolu bal nga ko am na pàcc yoo xam ne fa ngay jaar bëri na ñoo xam ne déjà sax dañuy soxla ñun suñu expertise maanaam ñun duñu laaj pour ñun ñu jéem leen a jàppale pour ñoom accréditation boobu donc li ñuy wax ne la banque experte et ouverte loolu moo koy wane experte ci suñ cours de métier parce que mbay mi moom ku ñu ci fekk fi nga ñuy bàyyi ouverte ci yeneen métier yoo xamante ne métier banque la et chaque fois moom ce que je dis souvent nous on fait plus que les autres maanaam lépp lu yeneen banque bi def dañ koy def mais dañuy nekk ci beneen point boo xamante ne kenn bëgg koo def muy la production absolument ci lu am solo nag mais ci wàllu élevage bi ndax tamit loolu am na solo gunge bi foofu zone centre bi gis nañ ni li fay jógee ci maanaam jur ak yooyu ci yeneen xeetu tamit sax xeetu élevage tar na fa loolu mais est-ce que foofu tamit gunge gi mate na ndaxte loolee tamit am na impact ci li nga xam ni moom la ñuy ravitailler Dakar ci wàllu mouton. merci Moussa. ci élevage. dafa bare li ñuy def ba pare gunge bi. liggéey bi dafa yàgg ñu ànd kaak ay structures étatiques. à commencer par le ministère de l'élevage mais aussi à travers d'autres structures yoo xamante ni dañu soqeekoo ci ministère de l'élevage. muy par exemple FONSTAB mën nañu ko tudd mën nañu tudd PEDESOC. ñooñu ñëpp day nekk ay kuréel yoo xamante ni dañu nekk di intervenir ci élevage. fekk si ñu ñun lañ doon def. ñu jàppale ñu. tey zone centre ci zone mooy ñeenti région yi ma la limal. waaw kenn mënul wax élevage ci Sénégal génn leen si. dëgg la donc dafa nekk zone yoo xamante ni. pour la petite histoire boo xoolee les plus grands marchés yi jur yu gën a mag. ci Sénégal. boo génnee Daara. ci ñeenti région yooyu la ñu nekk. dëgg la. boo waxee Mbirkilaan. boo waxee marché Missira. marché yooyu yëpp si marché yi gën a mag. ci marché mouton ak du mouton rek. ak nag ci Sénégal la bokk donc élevage dafa am solo ñun ci zone bi ñu nekk. ba pare ñu jëmmal ko. gunge ci ñeen ciy liggéeyal. lenn tamit bu ñu ko fàtte tey Sénégal dafa toll foo xamante ni. kiy bay. mooy éleveur tamit. parce que dañ dem ba comprendre que ñaar yi. kenn mënu leen teqale ñooy ànd. donc ànd boobu ñuy ànd. ànd boobu ñuy ànd. moo tax ñun tamit ci sunu ay intervention ñu boole ñaari mbir yi. boo jëlee région de Fatick. nit ñi souvent dañ koy duñ ko xaw seetlu mais région de Fatick région wu élevage la.
ah oui ah oui dañ si intervenir bu baax. sunu agence su Fatick. si agence yi ëpp doole ci li ñuy def ci financement agriculture. ci la bokk. région de Diourbel. région élevage. bu am solo la tamit. Touba beeg ak Touba Mbacké événement yi donc zone yooyu. ñu ngi ciy def lu am solo ci élevage suñu dernière agence bi juddu. ci zone centre muy Koungheul. dafa ñëw moom nekk ci wetu marché Missirah. agence su Kaffrine nekk ci wetu marché Birkelane. donc foofu yëpp ñu ngi fay def lu am solo ci élevage. di ci individuellement nag mooy ci suñu liggéeyu bopp. mais ñu ànd seeg tamit yeneen partenaire mooy yi ma la limal. ay FONSTAB ñoom tamit ñu ñuy jàppale. seen ay baykat seen ay sàmmkat di indi ay dossiers ñuy monter. sur un système. boo xamante ni très résilient système bu xarañ. te am solo. bi nga xamante ni tey am nañu ay baykat yoo xamante ni ñaar fukki at ak lu topp. ñu ngi ay éleveurs. ñaar fukki at ak lu topp ñu ngi liggéey ak ñoom. at bu nekk ñu jël crédit. ci at bi ñëw remboursé ko. préparer jëlaat yeneen crédit. donc li ñuy wax baykat. du faykatu bor sàmmkat du faykatu bor. ca baykat bala. ca sàmmkat bala. ñun duñu wax loolu. sur la même lancée est-ce que maanaam gis nga nguur gi moo ngi laa sànni na benn programme boo xam ni donc pour xeex li nga xam moo jëm ci wàllu chômage bi mais est-ce que fii tamit ci maanaam lu jëm ci liggéey ndaw yi waaw moom xam nga noonu la ko duppee sax mais yéen est-ce que rôle bi banque bi joué na ci dara pour nag jàppale ndaw yi ñu mën a accéder ci financement yi mën a liggéey. waaw sëñ Moussa xam nga ndaw bu dee da nga ko bëgg a financer. li nga xamante ne moo doon barrière bi. mooy li naan accessibilité maanaam nan la ñuy fexe ba am financement. waaw lu ci bëri benn gàllankoor bi ci daan nekk mooy problème mu garantie te wax nañ ko léegi. ñu ne du garantie rek mooy tax nit ki am financement wala bañ a am financement. parce que ñun bu dee production agricole problème garantie mën naa bañ a posé wu. moo tax ñu teg ay programme yu bëri yoo xamante ne dañ ci jàppale ndaw yi. keroog am na benn vidéo boo xamante ne defoon nañ ko ñaari ndaw yoo xamante ne bi ñu commencé di leen financer. 5 hectares lañ commencé woon ak ñoom. 5 hectares de riz. boo ko doon xaw a xayma da lay toll en moyenne 2 millions de francs CFA. kooku foofu lañ commencé vidéo bi ñu defoon doon ko publier ci réseaux sociaux yi. ñoom ñoo ngi leen di wane ak ay tracteurs yoo xamante ne banque bi ñoo la ko finance xam nga tracteurs yi ñaata lay jar. benn bu nekk 125 millions lay jar. donc kooku accessibilité au financement aux jeunes loolu déjà benn. loo xamante teg nañ ko. beneen bi mooy dañoo lënkaleeg suñ beneen programme beneen partenaire. bu naan Africa Rice. waaw boo xamante ne moo ñu mën a permettre. jeunes yi ñu former leen. bu leen former ba pare ñu mën a fexe nan la ñuy fexe ba ñoom ñu am financement. moo tax ñoom formation yi ba mu amee ba pare. ñu ne leen ni ñun d'accord nañ. comme ñun aussi suñu objectif. mooy fexe ba jeunes yi am lu ñuy liggéey. surtout ñi nga xam ne dañoo nekk ci mbay mi. ñu ne waa Africa Rice d'accord nañ ba lënkaloog ñoom. pour mën a financer jeunes yooyu. 40 jeunes lañ ci financer. mais gis nga opération bi ñu ko defee. dafa joxe ay résultats yoo xamante ne. fondation Mastercard ci boppam. dafa indiwaat xaalis bu bëri ne yéen comme am ngeen résultats yu mel noonu. man je vais permettre yéen ngeen mën a fexewaat. ba lu mat 300 jeunes ngeen am ko. fi mu toll nii am na 300 jeunes yoo xamante ne ñu ngi leen di former. en gestion des projets ñu ngi leen di former en entrepreneuriat et 300 jeunes yooyu bu ñu paree ci ñun la ñuy ñëw pour ñu financer leen. donc loolu day wane ne ñun effectivement lépp loo xamante ne état bi yëkkati na ko. ñun dañuy taxaw pour jàpp ci. parce que aussi ñun ce qui nous intéresse. mooy le développement du pays. mais c'est avec Africa Rice mais avec l'État du Sénégal comme ministère de la jeunesse. ak yooyu yëpp est-ce que am na ay pàcc yoo xam ne lan nañ parce que gis nañ les DAC ak yeneen yi nga xam ni initié nañ ko. xam nga DAC yi. man am naa ci expérience. parce que bi ma nekkee au niveau de Ziguinchor DAGu CFAF amoon nañ benn partenariat buñ commencé woon. di financer jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk foofu aux alentours. te loolu lañ bëgg a fexe ba fépp foo xamante ne nekk nañ fa ñu def ko. parce que bu ñu waxee loolu aussi emploi des jeunes. lañ dañ naan également l'emploi des jeunes et des femmes. jigéen ñi tamit jigéen ñi aussi dañoo am solo. parce que tey jii nii maa ngi la doon wax am na koo xamante ne jóge na 50 000 francs ba 1 milliard. kooku jigéen la. ah macha allah jigéen la du góor. ak beneen programme boo xam ne banque mondiale da koo tegoon. moo ko financé bu naan PDIDAS. ñu am leneen loo xam ne dañ naan les fonds à frais partagés. fonds frais partagés ay subvention la yoo xamante ne PDIDAS moo ko doon jox jigéen ñi. mais loolu ñun bi ñu ko déggee parce que pour ñu subventionner la il faut mu am benn partie
la partie non subventionnée maanaam moom 80% lay subventionné mais naan 20% yoo xamante dañ naan jigéen ji il faut nga dem ku la ko wutil apport bi mais kon ñun xam nañ ne ñun loolu jàppale jigéen ñi jàppale jeunes yi moo tax biñ signé convention ak PDIDAS dañoo accepté bénéficiaires yi nga xamante ne ñoom ñëpp PDIDAS jëloon na leen ñu fexe ba financer leen ci loolu ñun rien que dans la zone nord c'est 150 millions de francs CFA yoo xamante ne def nañ ko ci production riz bi également ci kon saison bii passé rek bi ma xoolee statistiques yi ak ñoo chef d'agence ñi nga xam ne ñoo nekk zone nord c'est presque li nga xamante li ñu ci financé li jëm ci jigéen ñi c'est presque 500 millions de francs CFA mais est-ce que cela veut dire que donc yéen a ngi lëkkaleeg li nga xam ne mooy le programme de l'État pour xëyu ndaw yi parce que c'est important surtout nag dans la zone aussi centre parce que foofu tamit li jëm ci wàllu li secteur yi ñu war a exploiter dafa bari. Absolument El Hadj Moussa li Massaer doon wax dafa am solo c'est-à-dire xëyu ndaw yi dafa am lu bare lu mu boole damay dellu si tuuti rek encore sur le financement vert parce que aujourd'hui tey bu ñu xoolee surface culturelle bi day gën a wàññeeku parce que population baa ngi yokk donc xale yi dañuy am problème mu suuf bu nu bayee loolu mooy l'accès à la terre loolu mooy delloo si lenn aujourd'hui tey bu ñu bëggee efficace ci financement agricole il faut que l'eau soit maîtrisée il faut que ndox mi ñu téye ko suñu loxo ndox mi boo ko téye sa superficie lu mu tuuti di nga ci mën a liggéey jëriñu si dem donc loolu moo tax ñun ñu nekk ñu transversal ci financement ñu transversal ci financement maanaam di laal ci ndox mi di laal ci ndox mi mooy nan la ñuy fexee xale bi nga xamante ni 1 hectare la am nan lañ koy gungee ba mu am ci biir hectare am la maîtrise de l'eau parce que boo amee 1 hectare bay 3 mois waratu la boo amee 1 hectare li la war mooy si at bi nga bay ñetti yoon donc pour nga mën a bay ñetti yoon il faut nga téye ndox mi boo téyee suuf si téye naaj bi da nga war a téye ndox mi boo téyee ndox mi rek bay donc maîtrise de l'eau boobu dafa ànd ak ñun suñu vision bi ñu am à travers le financement vert bi ñuy wut ñu boole ko bu nga xamante ni jeune bi day mën a gis boppam ci agriculture mu nekk ci zone nord parce que zone nord tamit superficie yi noonu la l'avantage qu'ils ont mooy à travers seen ay union ndox mi dina am de façon collective nu ñuy doxale ba ñëpp am ndox zone centre beneen système de maîtrise d'eau la ñuy def pour que xale bu nekk mag bu nekk mën a am ndox mi mën a bay nawet waaye tamit mën a bay noor donc ñun ñu ngi ci loolu moo tax ñu nekk partenariat au-delà yi Massaer lim ñu ngi partenariat ANIDA ñu ngi partenariat DER à travers à travers des appuis ci pour ay jeunes ak pour ay jigéen ci gunge leen ci seen ay divers programmes mais justement même il y avait un programme de l'USAID à Kaolack maa ngi fàttaliku ci wàllu mbéyub dugub bi waaw loolu naatal mbay voilà maa ngi ko doon suivre ça fait des années yàgg na voilà ñooñu est-ce que ñooñu tamit am na benn impact ci li ngay def wala bu baax gën a bu baax jàppale tamit nit ñi pour ñu gën a embrasser kii bi bu baax bi ñu defee ñoom seen juróomi at dañu dem bàyyi fi ak ay acquis yu am solo acquis yooyu tey moom la ñu nekk sukkandiku di ko dérouler ak ñun appui bi ñuy indi qui est périodique et qui est constant donc loolu ñu ngi ci ba nga xamante ni jeune bi nga xamante ni tey am nga financement wala déposer nga ñëw si ñun pour am financement lépp lu war dañ koy def suivi ba ca war tamit dañ koy def muy DER muy ANIDA muy yeneen structure yëpp DER programme yu mu am ak ñun convention yu mu signé ak ñun bare na bu ci mujj c'est sur le matériel agricole lourd ñu ngi doxal financement bi sur des tracteurs ñu ngi koy doxal ñu ngi libérer crédit yi beneen convention am nañ ko sur le petit matériel pour te dire que bàyyiwuñu kenn et li ñu doon wax parce que boo demee ba soxla expertise sur certains types de financement faaw nga jaar ci ñun absolument donc ñoom li ñu nekk di liggéey ak ñoom dañu fekk ñu réussir ko sur plusieurs années moom la ñu nekk di dérouler ak ñoom en partenariat te loolu incha allah la ñuy continuer
ba nga xamante ni muy ndaw muy jigéen muy mag képp kuy liggéey ci mbay soxla financement dinañ la gunge appui bi nécessaire. mais est-ce que surtout si au niveau des jeunes ak des femmes mécanisme yi c'est pas trop lourd pour que ñoom ñu mën a accéder ci ndaxte tamit baax na tamit ñu xam ko même bu nekkee tamit xale yi exode bi moo ngi am solo waaye tamit teewut ñu mën a fixer tamit ñenn ñi nga xam ne bëgg nañoo rester seen terroir pour bay. xam nga sànq maa ngi fi doon joxe exemple jeunes yi nga xamante ne financé leen ak tracteur. mais tracteurs yi nga xam ne moom la leen di financé. xam nga ban taux d'intérêt la leen ko appliqué. ban taux d'intérêt de 4%. moom la ligne AFD. boo xam ne ñun dañu ko négocier avec agence française de développement. te état bi aussi jàppale ñu pour am ci. loolu li ko waral mooy mën a fexe ay ressources longues maanaam yoo xam ne danañ ci mën a financer tout ce qui est investissement te jeune bi bu dee jeune am na ñeneen ñoo xam ne dañu koy jël mais comme ci jeune la ñuy wax jeune bi mën a am accessibilité au financement te du sonn. moo tax tey jii nii au niveau de la vallée du fleuve Sénégal nous avons des champions am na ay jeunes yoo xamante ne tey presque ay grandes entreprises lañ yor am na koo xamante ne ñun ci production lañ ko jëlee. ànd ak moom ci commercialisation. tey jii moo ngi ci BTP. waaw maanaam ci ay moo ngi gagné ay marchés. des marchés même de l'État. ci BTP bi te pourtant ñun ñoo ko jëlee woon ci production et il le dit souvent naan fu ma tollee fii nii. banque agricole moo ci jàpp. donc loolu c'est accessibilité au financement boobu. muy jeunes yi muy femmes yi. loolu lañ mettre en place pour mën leen a fexe ba ñoom ñu mën a am seen crédit te duñ ci sonn. dañu ñëw nag ci lu am solo tamit loolu bëgg nañ ko ci laaj mu jëm ci wàllu li nga xam ni moo di ci wàllu autosuffisance ndaxte nag at wu ne ñu koy wax état du Sénégal mais est-ce que li nga xam ne nag pour egg foofu lan la ci LBA maanaam la banque agricole tamit mën cee jouer pour nag atteindre objectif boobu ndaxte loolu lu am solo la. xam nga autosuffisance en riz. pour rappeler nit ñi également ñi nga xam ne ñoo ñu déglu. pour rappeler leen fan la jógee. autosuffisance bu ñu xoolee Sénégalais dana Sénégalais bu nekk dana consommer en moyenne. 80 kilogrammes de riz par an. boo ko xoolee loolu ci riz blanc. day nekk 1,80,000. am na ñu naan 1 million de tonnes. waaw mais pour nga am ko il faut l'équivalent en paddy. paddy bi mooy li nga xam ne moom la ñuy transformer pour mu nekk riz blanc. maanaam ceeb bu ñu bojjee. ceeb bi nga xam ne bojjeguñ ko. yow Fouta nga dëkk xam nga li may wax. donc bu ñu bojjegul il faut nga am ci 1,600,000 tonnes. 1,600,000 tonnes boobu. maanaam li naan irrigué. bay bi nga xamante ne bu tawee nga bay. bu tawul nga bay da ci am solo. tey jii nii boo xoolee ci production je l'ai dit ku dul banque agricole financé wul la production risicole. ci banque laa wax yenn saa yi sax ñu wax ma ñeneen mais il faut ñu différencier aussi la banque et le système financier décentralisé. am na ñoo xam ne tey jii ñoo ngi naan leen banque yu ndaw yi. mais su ma nee banque tey la production agricole banque agricole rek moo ciy financé. te wax naa la ne rien que la filière yi c'est 15 milliards de francs CFA que nous mettons chaque année. et loolu production commercialisation la. mais aussi bu nee autosuffisance wax nañ production. mais mécanisation agricole da cee am solo. moo tax. effort yi nga xam ne état bi di ko def di subventionner tracteurs yi di subventionner les moissonneuses batteuses mais dafa am une partie boo xam ne non subventionnée boo xam ne il faut am ku ci jàpp moo tax ñu signé une première convention avec le ministère de l'agriculture et l'équipement rural ba ñun ñu financé ci ñu bëri ñi nga xamante ne bëggoon nañ jot ci financement ci matériel état bi te amuñu woon apport ak li nga xamante ne moom la El Hadj Abdou Aziz doon wax léegi mooy partenariat bi amante ak DER. mais en plus de ça dañoo mettre en place ce qu'on appelle le guichet crédit bail. guichet crédit bail bi mooy permettre ki nga xamante ne yow soit amoo garantie wala amoo xaalis boo xam ne mën ngaa jëme matériel banque bi ne la comme yow amoo ko bàyyil man maa lay jëndal matériel bi ma jox la ko mettre ko à disposition ngay liggéey di ma fay di fay li nga xamante ne moom la ñuy wax ay loyer bu ñu jógee ci mécanisation aussi le fonds AFD bi ñu am aussi dañuy permettre lu ci bëri ñu dugal ko ci mécanisation agricole ba tey jii nii lu mat 7 milliards de francs CFA mën naa ne dugal nañu ko ci boo paree ci mécanisation bi il faut attaquer le moyen commercialisation parce que aussi ci autosuffisance en riz bi état bi aussi dafa na ci beneen effort mooy dafa dégager 5 milliards de francs CFA pour baykat yi nga xam ne ñoom ñoo produire paddy bi paddy bi mën a bañ a des seen loxo mais état bi mu ci dugalee 5 milliards ñun dañ cee tegaat encore 1 milliard de francs CFA moo tax commercialisation bi 6 milliards de francs CFA lañ ci dugal en plus de ça boo dee xool baykat yi yenn saa yi dafa am ay périodes yoo xamante ne ni ñoom fa ñu nekk day sori tey jii nii yow Fuuta nga dëkk mais ñeneen ñi nga xam dañoo nekk ay Bundum ay Jaawaar yenn saa yi bu tawee dañu am problème pour accéder moom ci yenn banques yi
moo tax ñu mettre en place un produit. produit boobu Agricash lañ koy wax. Agricash bi moo ñu permettre li naan la digitalisation parce que dañoo toll ci monde boo xam ne monde digital la. les gens n'ont plus besoin de se déplacer. dem ci banque yi da ngay toog fa nga toog mbir mi di la fa fekk. moo tax ñu mettre en place un système de digitalisation des surplus de production. nga xam ne képp koo xam ne jaay nga sa ceeb. au lieu ngay déplacer wu di ñëw di defar ay kilomètres 80 kilomètres 100 kilomètres. fa nga toog. lay agro industriel bi def virement bi ci sa compte wallet li naan compte électronique nga mën koo jël foofu donc loolu aussi te année bi passé rek bi producteurs yi amee ay difficultés da nga gis état bi dafa dégager lu mat 2 milliards de francs CFA pour ndàmpaay ndàmpaay yooyu aussi daf am na ci benn partie boo xamante ne ñun suñu système plateforme électronique boobu mooy Agricash moo faciliter le paiement tey jii nii on a des traces ku ci nekk producteur bu nekk via Agricash boobu fay na la ci xaalis nga toog fa nga toog jël ko wala nga dem ca banque ba jël ko sans aucune difficulté donc lépp day wane ne suñ expertise ci fi nga xam ne fi lañ nekk mais également suñ ouverture ci yeneen yi nga xamante ne nit ñi ñoo ngi ciy liggéey. mais aussi ñoom dugal nañ ci suñu part. lu am solo la ci fànnu ceeb bi waaye nag suñuy wax ci wàllu zone bi nga xam mooy zone centre bi ñu gën ko xam ci wàllu maanaam li jëm ci wàllu transformation céréales ak arachide bi mais foofu ci liggéey boobu tamit est-ce que nan nga ci maanaam banque LBA contribuer ci liggéey boobu. merci El Hadj Moussa. donc liñ ci contribuer. lu bare la. et même ambition yi la banque bi am partout aujourd'hui bu ñu ñëwee ci diversification yi dafa nekk loo xamante ni dafa nekk ci sunu plan d'affaires alors en 2017 dañu réfléchir pour un plan d'affaires sur les 5 ans à venir ñu déterminer plus ou moins lan la banque bi war a def ci juróomi at yi ak fan la banque bi war a yegg donc ci diversification yooyu dafa nekkoon un point important point bu am solo ci ñun lan lañu war a def ci juróomi at yi diversification boobu moo ñu yóbbu tey fi ñu toll ak sunu portefeuille salarié parce que ci plan d'affaires objectif principal bi. mais yaa ngi dem ci diversification mais bëggoon nañu xam ci transformation céréales ak arachide bi. voilà ci transformation céréales ak arachide bi. wax nañ ci sànq dañ ci dellu ci waat. waaw transformation bi c'est un tout. tey au-delà de financement bi ñu la wax. ci production ci commercialisation. ak ci opérateur semence yi dañuy financer la transformation. dañuy financer transformation ci gerte. waaw ci maïs. ci dugub ci gerte gi buñ ko commencé relation dañ ko am ak Sonacos at bu nekk ci at yu mujj yu jiitu yi pool bancaire moo doon jàppale Sonacos pour mu am doole bu wala mu lever fonds yu am solo yoo xamante ni la mën a jàkkaarloog production nationale mu jënd ko def transformation ñu wëy après mu fay ci at yu mujj yii wéet nañ si mais ñun bàyyiwuñu lañ doon jàpp ci transformation ci financement Sonacos ba léegi ñu ngi ci ba ci at bu mujj bi au-delà maintenant de la Sonacos yeneen usine yeneen huilier taxaw na ñu mën ko wax waaw ñu mën si wax SSI ak yeneen ak Copéol ak Copéol bi nekk Kaolack donc structure yooyu yëpp si at yi ñu mujj képp ku ci am besoin ñëw taxaw ak ñun la ñu war def nañ ko ren financé nañu ba financé la dernière structure bi nga xamante ni dernier huilier bi taxaw dans le Saloum mooy SSI financé nañ ko jàppale ko programme bi mu ngi koy dérouler normalement te permettre nañ ko moo jënd plus de 8000 tonnes d'arachide ba transformer ko waaw loolu am solo la donc lu am solo la bu ñu ñëwee ci dugub bi même chose li ma la doon wax ni la bassin arachidier dañ ko doon wax tey ñuy wax leneen bassin agricole parce que tey bu ñuy wax Saalum dootuñu wax gerte rek waaw ñu ngi wax dugub daf ci am solo bu baax maïs am ci solo bu baax mais c'est transformation est-ce que ni accompagner tamit jigéen ñi nga xam ni elles sont à la base parce que ñooñu tamit le développement local bokk na ci normalement si seen émission pour suqali ñooñu ah oui bu transformation amul woon production du yokk dëgg la transformation foo dégg production yokk na rek xamal ni cëppaandaw ga
dara def nañ ko fa. donc transformation boobu appui bi ñu si def. jox naa la exemple rien que avec 2 de nos réseaux. ren mettre nañ leen en relation ak un transformateur. bu nekk dernière phase. ci dugub. rien que 2 réseaux. 1000 tonnes la transformateur bi jënd. bokkul ak transformation yu ñuy def à la base. nga xamante ni tout le temps ñun suñu loxo mësu si génn. donc muy maïs bi bu ñu ko jëlee tamit. avec nos réseaux FEPROMAS. di leen delloo njukkal. ak réseau Wack Ngouna. pourquoi parce que ay jigéen a ko jiite. jiite des milliers de personnes. maanaam di transformer dugub bi ak maïs bi di ko def ci ay sachet mooy ñuy jënd ci boutique yeeg yooyu waaw yooyu. non. dañuy dem. ci production. waaw dañuy def semence. dañuy def d'abord semence. waaw ni ñuy defee semence ci gerte xam nga semence gerte moo gën a siiw. mais dugub boo bëggee am rendement bu baax. ak gerte. sa semence day baax. réseau yooyu ma lay wax dañuy def semence. dañuy def production. dañuy def commercialisation. dañuy lëkkaloog ay transformateurs. parce que dans si seen business plan si seen programme d'avenir. créer ay structure de transformation mu ngi ci. mais boobu mooy 4e phase. donc ñoom boucler nañu déjà 2 sur 3 mais yegg nañ ci niveau de travail boo xamante ni. bu am solo la boo xamante ni des milliers de tonnes. ñoom la ñuy def par campagne. très bien banque bi dafa leen gunge ba foofu moo tax ñu mën a yegg foofu mais bàyyiwu leen comme seen 4e phase boucler wuñ ko. banque bi da leen di booleeg. d'autres relations. à travers une contractualisation. pour ñu mën a am fu ñu jaayee seen. très bien yaa ngi doon wax ci junju laal nga ci sànq sa baaraam moo jëm ci wàllu diversification maanaam des financements yu jëm ci yeneen secteurs lu wuteeg agriculture. waaw maa ngi si doon wax. lu wuteeg agriculture loolu dañuy dellu si. ci lañ doon wax. la banque experte et ouverte. diversification boobu mooy ñëw ci sunu ouverture Massaer junj na ko léegi. waaw ba wax crédit bail. maanaam gungewu leen rek ñi nga xam ne ñoo yor ñuy yëngatu ci wàllu mbay. déedéet. mbay sunu domaine de compétence la. dëgg la mais aujourd'hui on est une banque universelle. waaw maanaam dañuy def. lu kenn dul def. la ñeneen ñi di def ñu bokk ak ñoom. comme gars yi ni ñuy def nii di dem di fayeeku seen salaire yeeg yooyu comme gars yi maanaam di financer ñëpp comme. ah oui c'est-à-dire ba ci maa ngi lay wax léegi suñu plan d'affaires synergie. 2018-2022. d'accord ba ñu waxee baykat yi ba pare. salariés yi lañ ci teg. ci toppatoo ak fan leen war a yóbbu. suñu àndandoog salariés yi. dafa yàgg. waaw donc loolu ñun dañuy appuyer salariés. bay appuyer. élève boo xamante ni génnagul ci école am. pour mën a dem suba dem liggéeyi. ak ay PAC yoo xamante ni ay plan de financement yoo xamante ni. très innovant teg nañ ko. yoo xamante ni ka war a génn suba nekk salarié ci école am lañ koy fekk. mu dese ko at. mu dese ko juróom-benn weer mu dese ko ñaari at. ñu appuyer ko pour mu yeggale jàngam. bu génnee nekk ak ñun continuer ak ñun. absolument donc ñun foofu lañ toll loolu mooy wane suñu yàggaay bi ñu yàgg ak salariés yi. au-delà de ça. Massaer wax na crédit bail ku amul garantie. soxla matériel ñu jàppale la gunge la jox la matériel bi imaginer ñu jëndal la Prado 40 millions. en location. nga fay ko ci ñaari at. oto bi boo paree boo ñëwee léegi ñu la koy jaay ñun. parce que oto bi ñoo ko moom crédit bail loolu mooy logique. oto bi ñoo ko moom. boo ñëwee muy Prado ñu la koy jaay. ñaari at nga fay ko. 4 millions lan la koy jaay. 1% nga koy jënd donc. ci système yooyu la ñu nekk. mooy diversification ouverture boobu ñuy wax. est-ce que c'est le même cas dans wala bon benn banque la dëgg la mais ci secteur d'activité yi xam nga day wuteeg selon les zones. est-ce que ci zone nord bi tamit c'est le même cas ci fànn. waaw xam nga da nga posé benn question boo xamante ne dafa am solo. man mën naa ne question yi gën a am solo la. parce que nit ñi li ñu yaakaar. ndax le nom banque agricole. waaw dañu yaakaar nañu lu dul mbay rek. yënguwuñ ci waaw. donc occasion la tey jii. ñu mën a permettre. à nos auditeurs ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu auditeurs et auditrices. ñu mën leen wax ne la banque agricole. waaw du seulement bay. waaw du mbay mi rek. xam nga même bi ñuy changé nom bi. ñëpp dañ ne woon est-ce que agricole bi duñ ko jéem a dindi. parce que nit ñi yaakaar nañ ne. ñun bay rek la ñu nekk.
mais ñu ne non parce que suñu cœur de métier li ñu xamee aussi mooy agriculture kon on n'a pas le droit de détourner ci li nga xam ne ñu xam moo tax ñu téewaat noo boobu ne agricole teg ci banque moo tax yenn saa yi sax ci diversification bi li ngay wax dañuy dem ba yenn saa yi baykat yi dañu doon wax ne yéen dafa mel ne léegi nekkatu leen banque baykat parce que fin du mois bu jotee banques yi yëpp dañuy fees dell li koy feesal mooy les salariés mais en plus des salariés il y a des entreprises qui interviennent dans le BTP bâtiment et travaux publics mais aussi am nañ ci ay clients am naa léegi benn client moo doon wax naan moo ngi démarrer sur la production lañ commencé di ko jàppale ko ci commercialisation mais léegi day gagner des marchés de l'État dans le BTP en plus des salariés et les entreprises du BTP nous avons ce qu'on appelle les particuliers ak ñi nga xamante ne mën nañu wax les commerçants maanaam commerçants yi nga xam ne dañuy nekk à l'import export ñoom aussi mën nañu am accès au financement donc c'est une panoplie de mécanismes yoo xamante ne def nañ ko mais cette question bi am na solo pour nit ñi xam ne banque agricole c'est pas seulement l'agriculture. parce que nit ñi bu ñu rombee dañuy def ne non banque béykat yi ngi ne. d'habitude nit ñi rek lañu. moo tax boo xoolee suñ première signature. dañ doon wax na la banque qui partage vos réalités. tey jii nag ñu ne la banque experte et ouverte. experte suñ corps de métier mooy ne ko Aziz waxee léegi foofu moom yaakaar naa ne. ku fa ñëw ñu damee le pion. mais ouverture aussi ci yeneen secteurs yi. yi nga xamante ne nit ñi yaakaar na nekkuñ. mooy ci immobilier bi ak yeneen tey voilà entreprise immobilier par exemple. am na ñoo xam ne dañ leen accompagner dans l'immobilier. ak entreprise yi nga xamante ne dañuy dem bëgg ay caution d'avance démarrage ay caution de soumission pour gagner ay marchés. ñooñu aussi banque bi da leen délivrer des cautions et des attestations. mais les jeunes entrepreneurs également est-ce que ñi start-up bi di nga leen accompagner. tey ñun amuñu ouverture. c'est-à-dire ce qu'on cherche. c'est un projet rentable. financièrement. un projet également faisable. parce que li may wax chaque fois mooy rentabilité ci papier moom dafa yomb. parce que nit ñi xam na les indicateurs de performance. daane naa fexe ba lii rek mu positif nangam ak nangam. ak nga ne j'ai un projet rentable dem naa ci banque bi. mais la faisabilité. c'est extrêmement important. maanaam yow rentable na financièrement mais est-ce que mën na nekk. ak xaalis bi. yan période. nga la war commencer génne pour nga fay sa bor. parce que bu dee da nga financer koo xamante ne nii day am ay difficultés. pour génne waat xaalis pour mën laa fay. kooku loo nekk banque buy bëgg a dimbali nit ñi banque développement. am na yoo xam ne doo ci sabar mais on n'a pas de secteur xanaa li nga xam ne mën nañu bañ. mooy les secteurs illégaux. ay financement du terrorisme ay blanchiment d'argent yoo xamante ne des activités illicites yooyu daal moom banque bi du ko kii. mais est-ce que vous accompagnez seeni partenaires maanaam pour dans les formations pour que li nga xam ne moo di rentabilité bi gën a efficace waaw am na ci solo. alors mooy béykat yeeg ñeneen ak ñooñu di leen accompagner au moins dans des formations si gestion gi yëpp pour que mbir mi beneen question bu ñu ciy toftalu mooy léeg-léeg tamit aléa day am. maanaam donc ak changement climatique yi est-ce que ñi nga xam ne dañoo ñëw yori seen i financement dem jël ko ci banque bi dem ba si yàgg maanaam waamee ñëw yóbbu lépp wala des trucs comme ça ñooñu doo leen teg ay coono après wala. alors wala est-ce que am na tamit benn assurance bu leen nekk si suuf pour les accompagner. alors bu ñu ñëwee ci système de sécurisation des crédits. dañu lëkkaloo ak CNAS assurance compagnie nationale d'assurance agricole. du Sénégal. ci zone yëpp. yi ñu nekk. léegi nag spécificité zone maanaam wute zone yi. mooy indi wute couverture assurance bi. par exemple boo ñëwee ci zone centre. assurance indicielle la maanaam ci taw bi. assurance boobu la ñu kiiyee donc mooy boo jiyee. am na nangami millimètres yi nga soxla. pour sa ji sax. sa gàncax sax. nangami millimètres yooyu bu matul. assurance da lay indemniser. bu ko amee ba pare nag. dootu la indemniser. CNAS am na yeneen assurance. yoo xamante ni tamit mënoon nañ ko dugal. mais tey. ci zone centre fi ñu toll ci couverture d'assurance. loolu la ñu def parce que loolu mooy li ëpp solo. ci ji. xam nga ren boo xoolee am na pause pluviométrique bu xaw a yàgg. am na pause pluviométrique boo xamante ni xaw na yàgg. bu dee indi na yàqu-yàqu. assurance agricole day dem. mais boo xoolee ci li ñu seetlu bu fasee ubbeeku. fi mu toll nii pour bay yàqu day jafe. donc loolu mooy couverture assurance bi am à notre niveau. alors ci yeneen points yi defe naa ni ci diversification nga laajte woon encore. voilà ci diversification bi donc
ñun on est vraiment à l'aise ci clients yi ñu amal yëpp. waaw ak yàqu-yàqu ba nga doon wax tamit. waaw am nañu aléa am nañu expérience. ak relation. de confiance bu am ñun ak suñu client ba nga xamante ne bu yàqu-yàqu amee. moo tax ma ne la bi may tax njëlbeen. ma ne la ma delloo njukkal sama collègue yi nekk ca waar wa. waaw parce que bu yàqu-yàqu amee tey guddi yi ñu toll. au-delà de la couverture d'assurance. ñun dañuy dem xool constater. tellu nañu fenn suñu client. xam nañu ku ñuy wax dëgg. ak ku ñu dul wax dëgg. yàqu-yàqu bu amee dañuy ñëw xool. bu ñu xoolee bu dee c'est avéré. ñun ñoo lay accompagner. parce que duñ la bàyyi du da nga yàqu-yàqu rek. ñu bàyyi la dañ lay accompagner ci at yi ñëw. à travers des systèmes. de financement différents. ba nga dabu sa yàqu-yàqu. continuer liggéey ak ñun. am na solo voilà xam naa nag peut-être dañuy aborder li nga xam ni ndaxte waxtu yi xaj nañu peut-être il nous reste juste moins de 10 minutes défis yi ak perspectives yi. ci banque LBA lan la. waaw Moussa xam nga ni ñu ko waxee léegi c'est-à-dire liggéey chaque fois day am fu muy yem. waaw mais nga am ay objectifs. objectif mooy képp koo xamante ne nii yow yaa ngi am benn activité économique. surtout ñi nga xam ne dañoo nekk ci mbay mi. ñu mën a fexe ba ma am accessibilité au financement et à de meilleures conditions. parce que ne financement rek yomb na. mais am financement yoo xamante ne c'est des financements légers maanaam ku nekk mën cee jàpp. parce que am na financement yoo ko génne yoo xamante ne da ngay xoj nit ki. loolu mooy un. deuxièmement bi mooy ni ko Abdou Aziz waxee léegi tey jii nii ñun ci suñ financement zone nord. boo xoolee compte saison bi dañuy financer lu mot 25000 hectares. 25000 hectares day xaw a difficile yow chef d'agence bi nga mën chaque fois foo dem nga mën faa taxaw. li ñu bëgg mooy comme dañoo nekk dans le monde du numérique. suñ perspective mooy ñu fexe ba am ay plateforme yoo xam ne moo ñu permettre ki nga xamante ne moo nga nekk ci village bi naan Abdallah. nekk presque à l'île Amorphile. ñu bëgg man soo amee problème. man ma mën a toog ci sama ordinateur. xam ko xam ne kii am na problème. nga xamante ne du jar chaque fois may déplacer wu dem parce que ni ñu ko waxee léegi. bu dee da nga nekk ci agriculture nekk ci yeneen secteur di ko financer. des fois il faut secteur bu nekk nga may ko temps. ni ñu war a visiter les agriculteurs noonu la ñu war a visiter également ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen secteurs yi. donc plateforme électronique boobu ñoo ngi koy testé déjà campagne bi passé testé nañ ko. joxe nañ ci résultat yu baax. tey jii man en tant que chef de réseau. mën naa toog sama bureau di suivre ki nga xamante ne moom mooy récolter. ci village bu naan Wasatake Torobe donc damay toog di ko gis. donc yooyu c'est des perspectives yoo xamante ne loolu lañ bëgg. maanaam ànd ak jamono. boo xoolee accréditation du au fonds vert. ànd ak jamono la. parce que toll na ci temps yoo xam ne kenn daawul wax ay financement vert. gis nañ léegi affaire inondation yi. mooy tax affaire couverture boobu avec assurance yi. parce que comme ni ko El Hadj waxee zone centre moom la naan assurance indicielle si tu veux. ñun ci zone nord boo demee beneen assurance lañ jël muy assurance classique. assurance classique bi pour expliquer rek suñ auditeurs yi. comme moom ni ñu ko expliquer ci indiciel bi dafa naa leer na. dama ci jaar mais classique bi mooy dama naan yow nit ki. yaa ngi bay 1 hectare de riz. 1 hectare de riz say charge ñaata la nga ne ma 300000 wala 400000. assurance ne ma léegi yow comme 300000. nga ciy def léegi man fay ma hectare bu nekk 10000. boo yàqulee ma fay la 300000. su ko defee 300000 yooyu. da leen mën a permettre yow nga mën a fay sa bor. su ko defee du am rupture de relation. te yooyu lan assurance bi yan lay jël couverture mooy lan ay inondation xam nga léegi ak changement climatique yi. inondation yi léegi bëri na lool. ay vague de chaleur. surtout ñi nga xam dañoo nekk ci tomate bi. yenn saa yi da ngay bay ba affaire bi fleurir nga yaakaar ne baax na. tàngaay ba jar fa yàq fu lu bëri. loolu ak crues yi. yooyu bu dee amoo assurance boo xam ne dafa nekk sa ginnaaw. non seulement du baax ci baykat bi. mais du baax également ci mi nga xam ne man maa ko financé. donc loolu tax ñu mettre en place ces mécanismes mais au-delà de ça. bu demee ba nga xamante ne xam na ne li ngay yàqu kat. malgré que assurance jël na ko des na. même péril acridien lañ koy jël péril acridien lañ koy jël. même oiseau granivore yi xam nga chaque fois ceeb bi da ngay toll foo xam da nga naan dégg picc assurance aussi da koy jël. donc loolu day mën a permettre baykat bi nga xamante ne moom banque moo koy financé. demain bu amee difficulté au lieu mu am rupture de relation. assurance moom mooy fay à sa place. te loolu gis na résultat yi nga xamante ne kii nañ ko. te mooy terminer foofu xam nga 84 ba léegi.
kooku defe naa ne bu doon nit da naan ëpp na majeur maanaam léegi mature na ñun nag dañoo toll ci phase maturité maanaam duñ doon jóg di daanu chaque fois obstacle bu ñu jaxee ñu corriger ko ba toll fii ñu toll ba am ñeneen ñoo xam ne sax ñooñu ci ñee El Hadj Abdou Aziz merci donc wax ji leer na par rapport ak défi ak perspective ak perspective yi dellu si rek nii ci perspective yi ñu gën a soxal mooy tey ñu gën a jege sunu clients yi avec pàcc bu am solo ci secteur agricole loolu mooy déterminer un peu aujourd'hui ñu nekk à plus de 40 agences ba pare di am mébét toujours di ubbi en réalité boo amee gis-gis tuuti ci ni ñuy évoluer da ngay xam ni li ñu bëgg mooy département bu nekk ci Sénégal waaw ak région bu nekk ci Sénégal banque bu ubbi fa waaw léegi nag bu ñu ubbee dañuy fekk zone ba potentiel ba fa am la nit ñi di liggéey ñu fekk si leen jàppale leen pour mu gën a ñoom loolu moo tax ngeen ñu dégg ci département yoo xamante ni plus ou moins nit musul xalaat ni banque dina fa am aujourd'hui dans la zone centre pare nañu si Koungheul département de Koungheul tey fi ñu toll nii Toubacouta tabax nañ ko ba pare ubbee des chantier département de Nioro commencé na Foundiougne mu ngi taxaw mais dégguma leen ba léegi ngeen wax ci zone pêche bi parce que la pêche c'est important parce que tamit pilier la boo xam ne ci wàllu économie bi mais aussi gisuma tamit ngeen wax ci bu bari léegi dugal ngeen ci loxo yi si dans les zones portuaires wala sax li jëm ci wàllu zones yi nga xam daanaka dañ koy exploiter comme ay Thiaroye ak Kayar ak zones yooyu. ah oui ba Saint-Louis. La pêche est très importante. waaw la pêche est très importante. ci zone yi nga xamante ni. et zone yooyu comme li ngay wax dëgg pêche. mais pêche yi lañ ci defe naa ni moom tamit. mën nañ koy wax ci émission rek. mat na émission. donc pêche suñu secteur très important la au-delà même de la zone nord. financement pêche ak transformation. parce que du pêche rek transformation dafa bari ci pêche. ba ci dans les îles. du Saloum. l'intervention dañ ko fa am. ci pêche donc zone nord nag moo gën a développé ci secteur de la pêche. parce que foofu la napp ëppee ak la région de Dakar donc on va dire la zone ouest. mais perspective yi tey. mooy fépp foo xamante ni. activité am na fa sunu ay clients nekk nañ fa. ñu jege fekk ci leen. te comme li ma la wax l'orientation. c'est demain dans chaque département. d'être présent pour le bon développement de tous les départements du Sénégal. Très bien xam naa nag waxtu wi tënk nañu. fu mu ne nii ñu tàggatoo danañ mën tàggatoo ci li ñu mën a tënk rek jàpp ko ci li nga xam ne moo di LBA sëñ Massaer Diop tey lu ñu mën a tënk globalement donc ci banque bi nan la ñu mën a def ba nit ñi mën a accéder ak ci maanaam financement bi nu mu gën a yombee ak tamit yan mécanisme la ci tënk ak nan ngeen koy gën a yombalee askan wi. Moussa dama lay gërëm d'abord gërëm Sud FM ci opportunité bi ñu may ñu mën a ñëw wax ci li nga xamante ne moom la ñuy def au niveau de la zone nord mais également au niveau de la zone centre te suñu yeneen nattonge yi comme ni ko Aziz waxee sànq muy zone est ak zone est ak zone sud également bu ñu ñëwee danañ wax li nga xamante ne ñoom aussi ñoom la ñuy def ci seen zone respective yi nekk xam nga accès au financement je pense que aujourd'hui ñu nañ koy yombal et je le dis souvent au niveau de la vallée du fleuve Sénégal rare na nga gis benn producteur bu ne la soit musuma am financement banque wala musuma bokk ci organisation bu am ci financement banque donc accessibilité au financement parce que c'est quoi le blocage généralement nit ñi li ñuy wax lu bëri mooy que ne man am garantie et je pense que le problème de la garantie ñun on a essayé de le régler donc loolu moom defe naa ne li ci des mooy na nga nekk nit koo xamante ne ku dëggu nga parce que nit ki aussi bala ñu lay financer il faut ñu xam la il faut nga dëggu il faut nga yàgg maa nga am expérience ci li nga xamante ne moom ngay liggéey xam nga dafa difficile dafa yomb rek li may waxee naan en rentabilité ci papier nga dem ne sama projet rentable ne xaaral ma dañu financer la bu banque bi kiiwee nga ne non banque yi dimbaliwuñu nit ñi mais banque bi aussi banque yi quand même doon ay xaalis yoo xam ne dañ koy jëlee di sànni parce que xaalis bi rek ñoom bala ñu koo am sax dafa am fu ñuy jaar pour am ko di koy joxewaat donc lu leen dénk li ñu koy joxewaat donc loolu aussi il faut nit ñi xam ko
programme autosuffisance en riz bi aussi sensibilisation boo xam ne occasion la ma koy def Sénégalais yi. xam nga tey jii nii boo dee xool 200 milliards de francs CFA la ñuy perte. ci exporter yi. alors que baykat yi nekk ci nord bi même le riz pluvial. ay jéego nit ñoo ngi koy def. nit ñi nañ jéem a fexe ba riz sénégalais bi ñu buñu cee fexe ba gën cee mën a consommer su ko defee ñu mën a dimbale baykat yi. mais également 200 milliards yooyu nga xam ne moom la ñuy dugal ci exportation bi. ñu mën ci dimbali suñu hôpitaux yi ak dimbali ci ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ko soxla. dëgg la. importation merci El Hadj Moussa. di la gërëm di gërëm waa Sud FM yëpp. di gërëm suñu kilifa yi ci kóolute bi ñu am. pour pour ñu représenter la banque agricole. mais di gërëm aussi tous nos collègues et collaborateurs. moi particulièrement de la zone centre. yi nga xamante ni xam naa ne ñu ngi ñuy déglu. ñu bokk liggéey bi. di ñaan yàlla na yàlla def. banque bi ay jéegam gën a yokk taxawaayam gën a dëgër. mu law ba suba sunu ay doom. di ko gérer. jërëjëf voilà merci beaucoup. jërëjëf sëñ Massaer Diop jërëjëf sëñ Abdou Aziz Sarr kon nag ñoo doon suñuy gante di gërëm tamit monsieur Lo Modou waaw ci accompagnement bi di leen dig daje incha allah ci beneen émission di ñaanal grand bi waaw kon nag bi nga xam nag moom ngeen fi tàmm dégg kon nag waaw ñu ñaanal ko mu jóg baax kon nag continuer liggéey bi boo beneen yoon incha allah.